aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nañ leen xel ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la baal la àq baalu la àq dem nañ ci kër kilifa diine yi nuyu leen wàcc leen seen wàccuwaay sàkku seen ay ñaanal leen noonu la ñuy demee ci hôpital yi ñi fa tëdd ñëpp ñu ngi leen di seet di leen ñaanal yàlla nañ fa génn ak jàmm ñi fi jóge tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yàlla nañu wax aaya Sayda Adama Seck bi tamuy yàlla ta xaw mi ya'lamuun bi ma ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqim ñaan yàlla mu defal ñu jàmm def ko ci réew yi ñu wër def ko Sénégal yàlla na ñëpp nekk ci jàmm bàyyi nañ leen xel comme ni ngeen ko xamee seen émission bi di ndénkaane ñëwaat ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ak ñi ci tàmm àndal professeur mi ngi nii teew na macha allah Louise teew na moom tamit mi ngi ca wet ga maire Thiamaa ngi nii keroog daf ñoo boycotté woon mais teew na macha allah ak sunu invité monsieur Biaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax ay rubrique nag xam ngeen ni émission bii di ndénkaane noonu rek lay doxee toujours nag ak surprise yoo xam ne mosu leen ko cee xaar dañuy dem xool tey Cheikh Mbacké revue de presse bi lan lañ ñu présenté tey tan lan moo xew actualité lan la Cheikh Mbacké. yaa Sayda maa ngi lay nuyu. noo def maa ngi lay fay bu baax a baax. ndax coono yi. sant yàlla alhamdulilah. macha allah. ñu lay émission ndénkaan am solo lool. dëgg la. waaw yow it nga am solo lool. say revue de presse rek macha allah. dañuy taqale góorgóorlu ngir fexe jox askan wi lépp luy xabaar. fii mooy DTV. waaw fii mooy DTV. bismillah. une équipe jeune mobilisée pour vous informer. dëgg la. fooy commencé. waaw dañuy tàmbalee ci les échos ndax xam nga yéenekaay yi xëy di génn sakkan na macha allah ci réew mi ñu tànn ci yenn toll ci fukk ak nangam jox ko sénégalais yi les échos moom dafa xëy ni bëcc ci Sénégal tolluwaay bi yëglekaay bi nee na Macky Sall ci boppam këram a ngi tàkk lu ko waral mooy remaniement bi am bërki démb mooy gouvernement bu yees bi mu taxawal moo toj APR toj coalition Benno Bokk Yaakaar lu ko indi mooy ginnaaw Thérèse Faye Diouf mi nga xam te ni bii mer na lool ak Youssou Touré mi mer moom itam ba yëkkati kàddoom kii di Yakham Mbaye moo démissionné ñetti kilifa kon ci li nga xam mooy APR wane seenug mer lu ko waxal mooy dañ leen a génn ci gouvernement bi li moo tax yëlekaay bi sax samp laaj naan waa lan moo xew dëgg-dëgg ba tax ñi ànd ak Macky Sall ci seen boppam di dem ginnaaw bu tekkee seen doombay tànkam les échos yëmu ci yaa Sayda dafa ñëwaat wax ci li nga xam mooy DTV émission TMTC nee na kat ki nga xam mooy di Iyane Thiam ci boppam moom lañ dénk commission bi séntu weer wi ndaka noonu moo Ahmed Khalifa Niass day seen émission bi tàngoon na lool yëlekaay bi nee na sax daanaka ay waxante lu ñaaw moo ci am ci wàllu googee muy ay saagante ak ñoom seen loolu yéenekaay bi indi muy les échos yaa Sayda. ñu ngi nuyu suñu nijaay Iyane Thiam bu baax ban moo ci topp l'enquête enquête moo ci topp moom itam ñëw na ci mbirum Yakham Mbaye Yakham ci boppam sax ma ngay expliquer di wax ak a faram-fàcce moom itam nee na de la tax mu tekki ndomba tànkam won ginnaaw Macky Sall génn APR mooy dafa bëgg sàmm honneuram maanaam daal dignitéem bëggut kenn di ca fell lenn lii moo tax mu daal di wane boppam wane ak meram Yakham nag nee na moom ci boppam daal gis na ni mënutoo ànd ak Macky Sall ak ñàkk koo jox gëdd ak ñoom seen lii moo tax mu tekki ndomba tànkam enquête tam indi beneen xibaar ci maître Abdoulaye Wade yëlekaay bi nee na maître Wade du dem ca pencum ndaw réew ma donte campagne na ba nu fal kom dafa mujjee démissionné nee na daal moom du dem siéger fee ca assemblée nationale. L'Observateur yaa Sayda moom itam ñëw na ci beneen wàll moom it ma nga ca coow ak nux bi am ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar yëglekaay bi nee na fi mu toll ni tembe remaniement bi génn bu yàggul tax na rébellion am fipp gu metti am ci biir Benno Bokk Yaakaar waa PS Ousmane Tanor Dieng moo ko jiiteem bangaas ba ànd ak moom maître Moussa Bocar Thiam yor kàddu gom nee na li tax PS mer nux am ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ki nga xam daal moo di Macky Sall dafa bëgg a xuuf paa bi maanaam daal lépp lu ñu teg mu jël ko ak i moo ko ndax gouvernement bi 39 ministres la waaye 34 yëpp ña nga bokk APR lii moo tax waa PS mer lool ndax ne ñu ñoo bokkoon di campagne bokk sénégalais yi fan leen kon dañoo war a tong mbir yi ku ne am wàllam ci nag wi mbaalu ko mooy coow faaw mu bari. Fulaas génn ak ñun tey. L'As moom it ñëw na ci beneen daanaka ku nommé mooy Cheikh Kanté bi nga xamoon nekkoon DG wu port
Macky Sall njiitum réew mi nommé na ko ministre moom moo léegi yore lépp luy suivi du PSE maanaam programme bi nga xam mooy plan Sénégal émergent moom la ko Macky Sall de moom Cheikh Kanté moomu leen ngir nag mu doxal waaye nag leneen loo xam am na ba tey ci laas di ñu ko xamal moom it dafa ñëw ci mbirum rek Khalifa Sall ak Aïda Ndiongue nañu bloqué ki nga xam moo di Makhtar Cissé loolu lépp ay xibaar la yoo xam te ni bi laas mu xëy di ko faram-fàccee. direct fu mu ñëw ak ñoom moom tamit. direct info moom it ma nga ca Touba taw yi wàcc ci biir Sénégal sakkan loolu laal na Touba yëlekaay bi nee na bari na ay barab ay daluwaay foofee ca Touba dafa inondé moo ne ay milliards lañ dugal ca wàllu gunu mel wàllum assainissement moo ko taxoon a jóg waaye ba léegi dara sotteegul moo xam Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall yëlekaay bi nag jot na Wolof Njaay nee na ci fëqul ba nut yax ba ca nekkoon ni mëy faaw ñu wooye ka doon togg milliards yi bari na dañ koo def ci assainissement wala fu ñu ko def ndax ba léegi Touba mi ngi am inondation bu tawee. jar naa laaj nag moom. jar naa laaj. le quotidien lu mu wax moom. moom it dafa ñëw ci la rentrée des classes pas classe mais clash lu ko waral nee na coow dana am ci ubbite école bi déjà tàmbali na rawatina mbirum Yavuz Salim yëglekaay bi nee na Yavuz Salim googee day lu ko waxal mooy dafa na ci loxo yu yees waaye ministre bi dénk éducation nationale Serigne Mbaye Thiam nee na Yavuz Salim boobee day bu ndefu ndànk état du ko reconnaître maanaam daal état du ko jox gëdd du ko faal ndax awul ci yoon lu di mel moo indi nux ci ña koy saytu kenn Madiambal Diagne mooy PCA président conseil d'administration bu dafa gis ne daal ministre bi dafa jum la mu wax xamu ko mi ngi ci erreur li la xamle moom mi nga xam te ne bii moo di rek enquête quotidien wala Libération lan la libéré tey. Libération la mu libéré yaa Seyda mooy coow lu doy waar ci margop ndakaaru bi lu ko indi mooy benn chinois bu ñàkk bakkanam waaye dafa am ñaari tur maanaam daal këyit bi nga xam te ni mooy acte de décès bi ak certificat de genre de mort bi daal bokkul lu ko waral nag jaaxle am na ci ndax ay bokkam ak seen i këyit margo baak ay këyitam moo tax néew ba léegi man ca loxol alkaati yaak ñu koy saytu rawatina ci hôpital lañ ci bëgg mooy xam dëgg-dëgg turam mooy kan ngir mën koo jébbal borom bi ak ay bokkam. yàlla na ko yàlla àtt ci yéen mën dem stade bal baa ko ñor moom it ma nga ca mbirum Sénégal Cap-Vert bi nuy waajal waaye likaay bi nag nee na waaw ndaxam Kara Mbodj mi nga xam suñu défenseur bu xarañ bi macha allah ndaxam dana ñëw wala déet likaay bi nee na bu ñu defu ndànk du ñëw Kara Mbodj dafa nar a forfait du ñëw ci boobu lépp jongante muy Sénégal Cap-Vert. sunu làmb moom fu mu ñëw ak ñun. sunu làmb moom it ma nga ca Fass daal di indi Tigre de Fass troisième Tigre de Fass muy Gris Bordeaux mi wàcc ko mbaam ak roi des arènes ba woon di Balla Gaye 2 yëlekaay bi nee na nañ càmbar Fass nag ndax Fass ci boppam daal gaynde gu màggat la wala sax dese na nga la juba léegi yëlekaay loo ci mën di dégg caaf dana xam bu defu ndànk ndax Gris Bordeaux ci boppam fukki combat ak ñeent dafa am juróom-ñaari victoire ak juróom-ñaari défaite kon daal moom daana carrière bu ndee xool du ponam pire pon dàq na pon lu ko waxal mooy daal daanaka taxe koo xarañ noonu le yëlekaay bi dëgg-dëgg bu ñu xooleem Fass ci boppam la fa nekkoon nekk du fa ba tax léegi ñëpp a ñemee Fass donte bu njëkk ku ma saan am combat ni mbërum Fass lay dajeel da nga tiit da nga jàq ndax Fass ak seen xarañaay waaye loolu léegi nekk du fa dafa mel ni kon Fass dafa toll ci màgget. ndeysaan Cheikh Mbacke ñu ngi lay jaajëfal. ma lay gërëm bu wér. kàddu yi leer na. delluwaat di la gërëm di la wéy di suivre yow ak sa émission Ndenkane waaye tamit ak say gan. dëgg la yàlla yàlla wéral sa baat. amiin merci beaucoup kontaan nañ ci yow jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. merci. professeur Badiane Louise Mère Thiama sunu invité Abdallah Biaye titre yi lu ngeen ci wax ci Louise lay commencé. bu la ci gën a. remaniement bi ak les frustrés de ce remaniement. parce que remaniement saa yu amee rek saa ñu gouvernement bi tappe ay ministres yu bees dina am ñu wàcc. waaw gaa ñu wàcc yooyu ñu si ëpp dañ koy jàppee trahison. mais waaw gis nañ yaa xam il est frustré mer na nee na day bàyyi day génn APR mais bon c'est tout il faut pas ñëpp mënuñu kontaan. ñuy xalaat ni Boun Abdallah Dionne lu gën ci Sénégal rek la def. donc nañ nangu te continuer liggéey. waaw dëgg la liggéey de moo wóor Mère Thiama. waaw yaa Seyda xam nga yaa xam daf ne moom kenn moom moo démissionné boppam loolu la wax il paraît xëy na li mu xam li mu gis ba démissionné boppam loolu moom la rek waaye li may wax chaque jour rek Macky yaa ngi remanié waaye bul fàtte DTV ku nekk li la ñor dëgg la am de waaw ku nekk li la ñor monsieur Biaye waaw merci ma ci remaniement bi peut-être laay wax je crois que daal Sénégal suñuy tabb ministre dañuy tabb ministre pour muy liggéeyal Sénégal donc je pense que loolu parti politique yi war nañ ci góorgóorlu ñu am d'abord discipline de parti
parce que souvent c'est pas intéressant da ngay gêner sax sa président ak sa premier ministre ñu def nomination rek lendemain moom ay démission comme ça je pense que baaxul ci parti Sénégal soo bëggee liggéey Sénégal poste yi bëri na du ministre rek du député rek am yeneen fonction yoo xam ne je pense que président wala premier ministre mën na la fa teg su fekkee réellement am nga compétence pour réew mi mais jóg di ko defee nii souvent des fois du école daal parce que je pense que ci politique la ñuy xaar ñuy defar du yar ñoom ñëpp au sommet su ñëw na ay frustration day gën a law rek après finalement daf ñuy tardeel dëgg la waaw parce que bëri nañ chantier daal ci dëkk bi dëgg la jërëjëf professeur waaw man waxoon naa la yonent bi waxoon Abou Zarin de waaw amaana waaw amaana de kii nag responsabilité waaw dëgg la de kóllëre waaw dëgg la de dañ la koy laaj ëllëg yomal xiyaam waaw dëgg te nee na sax nag dina ànd ak réccute des fois politique amul ay mais politique amul kóllëre politique amul politique kon yéeme na politique gu àdduna bi léegi mu Sénégal di àdduna bi amatul kóllëre laa diina li man laa amaanata la parce que boo xoolee ñoom seen kii seen sëriñ fi ñu jëlee référence doo dégg ñun la président yi amuñu ay xarit ay intérêt lañ am waaw te nit ki sa intérêt bu nekkee ci moom nga xaritoog moom intérêt bu jeexee même bu ngeen bokkee ndey ak baay sa nekkatu si moom loolu baaxul waaw man nag aspect boobu sax bëgguma si woon wax parce que ñii li si wax nañ ci yow fan ngay waxee yow man match Cap Vert Sénégal bi laa wax waaw match Cap Vert Sénégal bi moom Kara Mbodj bi bëgg naa mu ñëw Kara waaw bi si desit kii bi milieu bi foog ñu renforcer ko milieu bi waaw kuñ fay def ñan lañ fay dolli gis nga Moussa Sow ñaari match yi du match am te Diao Baldé dafa war di départ wax ko xam li ngay wax waaw bi si desit yow Cheikh Abdallah équipe bu dafa war di départ te Cheikh Abdallah équipe bu war a dem coupe du monde te mënoo dugal bal arrêté c'est grave doo dugal corner doo dugal coup franc ba noppi en tant que ay professionnels yu nekk si équipe mënuñoo gérer 2-1 mënuñu koo gérer ci 5 minutes mais c'est grave kooku war nañu ko xoolaat bu baax ñu defaraat ko ku nekk ak la la ñor ku nekk ak la la itteel am na aussi fu ma bëgg nga may ma fa tuuti muy fan si diggante sam pap Iyane ak Ahmed Khalifa Niass waaw nee naa la bu dee kilifa yi ñooy dem di waxante bay dem di wax lu ñaaw kon ñu ñi nga xam ne ci ñoom la ñuy xool fu ñu jëm ñu defaraat kàddu yi bu ñu toogee ci télé ndax ay mag lañ te xale dañuy xool ci ñoom émission bi tey di def par vendredi la woon ndeysaan mi ngi noonu ku nekk day wax rek li nga xam ne moom mooy xalaatam ñun moom Sénégal dañoo am autonomie ci ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa xalaat jaajëfalaat bu baax Modou Mbacké dañuy dem suñu deuxième élément Mansour Sow dafa def benn élément bu am solo ci Birmanie ba la nga xam ne moom moo fa xew ñu xool ko te ñëwaat teewlu leen dañuy faat image yi ngeen di gis nag wër na àdduna wëngal këpp ci diggante nag sàkku ay nit ci anam yoo xam ne neexu leen faat bakkan ay duma yu méttee métti lii nag la Rohingya yi di dund fële nga xamante ni mooy ca Birmanie Rohingya yi nag di aw askan woo xamante ni donte seenu lim dafa néew fële nga xamante ni mooy ca Birmanie ndax rek bu ñu xoolee dëkk boobule lu toll rek ci téeméer boo jël rek juróom-ñeent fukk yëpp ay bouddhiste lañu te tey jii ko jiite réew mi di Aung San Suu Kyi moom moo fi nekkoon prix Nobel de la paix waaye jigéen ju bon a bon la sax li gën a métti ci mbir mi nag di tey jii pataaral gi nga xamante ni nag communauté internationale ñu ngi ni ko pat tey jii nag ONG yi maanaam kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy défendre ak yelleefu doomu aadama yi wala sax yenn ci ay dëkk wala sax ñenn ñoo xamante ni seen kàddu bu nu waxee rek ñëpp dañ leen di déglu ñoom rek ñoo jóg di yuuxu di woteeg wàllu naan la xew fële ca Birmanie jot na sënkam rek ñu wut ci ay solution xew-xew bi nag di xew-xew bu metti boo xamante ni ma nga amee fële nga xamante ni mooy ca état bu Arakan nekk ci bët saalumu Birmanie sama naqar nag dama koy bokk ak ñëpp ñi nga xamante ni tey jii lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi dañ koy dund ci jamono joo xamante ni sax dañuy gis lépp loo xamante ni teguwul ci yoon te ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee tey jii les gendarmes du monde nit ci pat rek pataaral goo xamante ni sax ëlëm na àdduna wërngal këpp ñuy dox amuñu lu ñu dundee amuñu ndox mu ñu naan ba pare ñu nangu lépp loo xamante ni dañ ko amoon wala sax lépp loo xamante ni dañ ko waroon a jëfandikoo
mu mel ni tey jii ay junni doomu aadama seenug dund nag mënees nun ko méngalee ak dunduk Wareyaan ci jamono jooju lee sax ONU moom ni patt rek ni pataaral moom it na mu ko defe woon rek ca li nga xamante ni mooy xew-xew yu métti ya fi amoon fële ci Rwanda ci atum 1994 lii moo waral képp ku ci noppi rek dañuy jàpp ni complice nga maanaam da nga cee ànd waaye loolu daa waral sax tax ñu laajte yenn laaj yoo xamante ni mënta ñàkk fala budda sax ñu laaj ko ndax tey jii bu Rohingya yi nekkuloon ay jullit ndax position monde occidentalisé bi nga xam ne nag danoo jàpp ñoom ñoo gën a civilisé ci àdduna wërngal këpp ndax dina soppeeku ndax tey jii am na ku baax wala sax ku bon koo xamante ni dañ koy jëfandikoo di ko faat ci lépp loo xamante ni dafa tëdd ci àdduna bi wala sax rey gi nga xamante nag ñu ngi koy rey Rohingya yi dafa tekk rek ci genn wàll ab fait divers maanaam loo xamante ni dañ ko war a ñàkkal solo ba tey ji médias internationaux yi wala sax yeneen këru taskatu xabaar yi nekk ca bitim réew ni ci pataaral googule nga xamante ni sax moom la jiitu gouvernement ba wane naan na nit ñu moytu li nga xamante ni mooy manipulation mu mel ni nag bakkan yu ñooñu li dafa gën a yees sax bakkan yu nga xamante ni ouragan bi du Irma ñoom la faat. jaajëfal Mansour Sow ci bile élément bu am solo waaye bile élément nga xam ne nag actualité la waaw man xam nga la ma jaaxal lii xeex bi lan la Louise xeex bi doo ci jàng te diine la wala lan la diine moo ko lal nga yaakaar. bon man ci sama jàngatu bopp am na confusion bu bëri bu ñu ci di def c'est-à-dire que xeex bi am Birmanie d'abord affaire rébellion la. donc nit yi bu ñu jël wàllu diine accentuer ko trop ci ça am na diine mais du loolu moo nekkoon à la base. dafa mel ni biir Sénégal fii nu Sénégal Casamance ci biir Sénégal la bokk. waaw et en Casamance il y a des rebelles. Gouvernement bu Sénégal di xeex ak armée sénégalaise di xeex pour daggal rébellion bu am Casamance c'est à peu près la même chose mais parti boobu am rébellion bi musulmans yi ñoo fa dëkk. musulmans yi fa dëkk donc du état bi Birmanie lu état bi doon xeex du wàllu diine après la ci gars yi ñoom def jël seen benn politique. fësal wàllu diine bi pour jaxase gouvernement bi ak diine te diine dafa sensible man li ma d'accordul ak gouvernement Birmanie rek pour dire que déjà du aspect diine ñu bëri ñu ngi ciy juum pour continuer aussi mooy man li ma d'accordul ak gouvernement Birmanie bi mooy tueries yi ñu ngi laal xale yi ñu ngi laal jigéen yi maanaam reykat yi ñu ngi am nañu défendre droit de l'homme voilà droit de l'homme nañ xool ne il y a des enfants qui sont tués il y a des femmes qui sont tuées et ça un gouvernement ne doit pas l'accepter bu fekkoon ay rebelle kese la ça pouvait se faire mais xale yeeg jigéen ñi ci bokk doy na wax torop bu ñu ko mënee arrêter lu mu gën a gaaw te je pense que yeneen gouvernement yi ñu ngi tardé à intervenir bu baax a baax a baax. dëgg la dafa doy waar neex ci am. xam nga toujours loolu la ñuy wax ni guerre su amee ci réew. jigéen ñooy gën a sonn. ak xale te li Louise wax dama koy dëgg li du diine. am na lu nekk lu lal ci suuf loo xam ne ni. ñun xamaguñ ko. dëgg la mais dañ naan diine rek pour xoolal. nit yi jullit yëpp. seen xol yu jóg mu indi benn affaire mais lii daal nañ ko arrêté. nañ ko arrêté daal mu teex nañ ko arrêté. dëgg la monsieur Biaye. waaw xam nga Birmanie dafa nekk dëkk bu xaw a difficile. ci àdduna bi Birmanie dafa mel ni comme Corée du Nord. dañ nekk dëkk boo xam ne dañ vivre en autarcie. c'est-à-dire même communauté internationale amuñu pression su ñoom. Corée du Nord par exemple kenn mënul ko dara. dëgg la parce que am na ni ñu naan puissance dissuasive. am na arme atomique. ce qui fait que même bu amee problème droit de l'homme kenn du mën a intervenir dëkkam. donc Birmanie bi dëkk bi dañ nekk pendant ay années. yu doon autarcie régime militaire boo xam ne moom dictature bu fort benn membre de la communauté internationale amuloon doole pour yegg fa. par exemple ki ñu wax nii naan première dame bi elle a été prix Nobel de la paix parce que pendant longtemps xeex na pour droit de l'homme léegi ba finalement moom la pression jàll ba finalement ren mu nekk ministre des affaires étrangères. léegi nag donc dëkk boo xam ne am dictature pour am information sax ci dëkk bi c'est difficile. donc puissance yi muy États-Unis muy Chine muy Inde c'est difficile ñu am accès. pour l'instant lañu mën a am rek mooy coow président turc wax na si. le pape actuel je pense def na déclaration. waaw je pense même président Macky Sall def na déclaration. ñi ngi commencé wax. maintenant c'est vrai que effectivement problème ethnique am na ci biir
léegi souvent problème ethnique su amee facilement ñu créer ci beneen confusion ba finalement mu fës ni Rion-Gare yi c'est des musulmans am na vraiment exaction tuerie yoo xam ne dafa jéggi dayoo donc xam naa ñi ngi ñaan ñu ngi essayer peut-être communauté internationale gën a jóg mais soo gisee actuellement ñu wax naan organisation droits de l'homme yi dañ ci xaw a néew doole parce que dëkk boo xam ne dafa yàgg vivre pendant longtemps en vase clos kenn mënu fa intervenir am na tuuti démocratie mais militaires yi dañu dëgër te 90% de la population même groupe ethnique bi dirige bi nekk bouddhiste ñoo nekk au niveau de l'armée donc c'est pas facile muy communauté nationale muy ONU am tellement accès si am nañu dëkk yu xool mel noonu ci àdduna bi seen façon nu ñuy vivre dañuy vivre carrément en autarcie foog changement daal mooy mën a créer ñu ngi espérer daal lii mu arrêté su nit ñi gën a booloo gën a dóorandoo benn yoon pour que effectivement li jóge parce que quand même ñaaw na trop professeur lii doy na waar loo ci mën a jàngate waaw doy na waar trop man leen rek moom xaw a métti si benn côté mooy lan moo tax ñun jullit ñi toujours ñuy victimiser suñu bopp maanaam heure bu catastrophe amee rek ñun jullit ñi la le 14 septembre jot ñun jullit ñi la ñuy rey ñun jullit ñi la lii du affaire l'islam même Palestine Israël du affaire jullit ak chrétien affaire économie la ak stratégie capitale parce que tey ni ngay gisee jullit ñi di takk bombe di dee noonu la fa chrétien yi Israël 40% lañ fa bari nañ fa affaire jàkka l'islam xeexloowul kenn jàkk affaire Birmanie bi li nga wax sànq am na 80 ethnies comme ni nga wax soose joola praat ak yooyu te boo xoolee religion su duggee ci dëkk xeet la xam nga religion yëpp xeet la woon ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam religion boo jël xeet ko taxoon jóg dëgg la ma jox la benn exemple bu ndaw a ndaw tey ci pulaar boo duggee ci pulaar doo fa gis chrétien daanaka boo demee ci joolaay ak séeréer yi ñoo yor église bi comprendre nga mi ngi mel tey ñenn si ñoom waxin la rek c'est-à-dire même am na pulaar yoo xam ay kii la mais par majorité la ñuy wax tey mi ngi mel ne rebelle u Sénégal bu doon xeex état Sénégal ñu xool rebelle yi gis ni ñoom ay joolaa lañ te ñoo ëpp chrétianisme gi pour ñu bëgg chrétien international dimbalee ñu lâché loola exactement ça exactement mais du affaire u diine lii seen problème rebelle la ak problème économie ak problème u dictateur yi ba fa nekk mais du l'islam dañuy gis ay vidéo yu lay yónnee ñuy jël ni di ko taal naan laa ilaa boo demee kooku ñuy taal sa bouddhiste la mais loolu la ñu war a arrêté te it bu ñu dem si coow li di riirandoo di dem rek te ñu bàyyi l'islam bi fu mu jóge dañu victimiser ko diaboliser ko wala lu tax ñun nitu diine ñun ñoo bëgg di dee ñun ñoo bëgg di ñu toroxal ñun ñoo bëgg ñu nekk victime à chaque fois loolu jaru ko léegi nag li si war a xam mooy dafa am loo xam ne question nit la du ay bouddhiste du Sénégal mais nit ci boppam nit kenn waru ko toroxal parce que li ñuy def yëpp pour teranga doomu aadama la léegi li àddina bi war a xeex du ñu xeex affaire u diine ak yooyu mais nañu xeex ndax nit ak justice taxaw pare nga merci professeur yàlla na ko yàlla saafara mu gaaw ndax nag bakkan ya fay rot bari nañ te c'est pas normal jaaduwul lii moom kenn du ko nangu kenn mënu ko supporter itam dafa yéeme trop yal na ci yàlla def jàmm ñu demaat xool suñu benn élément cité bisaab bu xonq de moom neex na ji ñu xool élément te ñëwaat benn tali nekkee ci Ndakaaru war a gëstu quartier bi di cité bisaab ni mu wuyoo turam quartier bi ba ñu ko sancee ci atu 1960 yi la taarix bi nag ñi fi dëkk min nañu ko lool. nga kër gee ngay gis mooy kër Pa Amari Dieng fii sam papa ko moom Jibril Ñaan la tudd kër gëla si tegu Pa Amari Diop moo ko moomoon daf ko jaay toxu Géejawaay bi si tegu mooy moo jàkkaarloog moom bi jàkkaarloog moom boulangerie la woon Mamadou Askar moo ko moom fee baar bi nekk fee ci gannaaw Pa Diallo avocat moo ko moomoon ñeent juróom kër yi ma la limal ñoo fi nekkoon après kër gee moo fi sanc muy kër Pa Madiop Jum waaw famille Jum dégg ngeen ñoom ñoo moom tool bee si gannaaw li genn wàll gi yëpp ñoom ñoo ko moom leneen li si des lépp nag ay toolu bisaab la woon ak toolu yomb fee cité Xaadim ga la ngay dégg rakk Njuga Kebe moo ko moom fa la toolu yomb bi nekkoon li si des lépp toolu bisaab la woon lébu yi di fi sangu se guy cëriñ ay guye fi nekkoon ñu fiy sangu si seen cosaan bi loolu amee lébu ya ko moomoon jox procuration ku ñuy wax Mamadou Diène mu jaay nu ko kenn ku ne ñëw toog su bisaab bi léegi bañ defee noonu ah fii yëpp nag sax bisaab xam nga boo toggee ba pare tuur ku ne la ñuy tuur bisaab bi sax
ñu ci dëkkee nag ñu fii de cité bisaab la. bi fii terrain la woon ñun ñoo fi doon fubal waa ak waa usine si miir bi fii peinture bii menuisier métallique yu xonk peinture bu xonk bii menuisier métallique di utiliser moom la ko bindee étoile filante stop cité bisaab looloo andi turu cité bisaab mu law. cité bisaab di quartier bu neex dëkkee li ko waral mooy dëkkin bi dafa ànd ak jàmm ñoom ñi fi dëkkee ñëpp benn mbëbët la ñu am maanaam dimbalante. kenn sañul bañ a jaar cité bisaab bu fi waxtu woon politique ndax xam nañ ni ñun dañu solidarité dëkku cosaan nag li fi maam yi bàyyi woon ñun noonu la ñu dëkkee bu tabaskee ku nekk lekk sa kër morom bu xew amee ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko bu ceet amee ñu ñëw jàppale ko bokk ndey bokk baay moo fi am. ndaw ñi fi nekk nag di weddi tuuma bi ñuy faral di teg ci quartier bi ni mel ne wóorul loolee doon lu leen metti lool ba noppi di fësal ne quartier bi kaaraange am na fi. ñàkkul sécurité nag waaw bu njëkk ba moom bëri woon na ay bandage affaire mais fi mu toll nii moom léegi moom gars yi talatuñ loolu moom waaw léegi moom sécurité moom gars yi dañuy dox n'importe quelle heure amatul léegi benn jafe-jafe. lu jëm ci wàllu jotin courant ak ndox nii la ñu ko gisee. ndox moom dañ si am problème bu baax a baax ndox moom dañ si am problème suñu maire yi dañoo rot nañ ba bëgg a dee duñ nelaw guddi dañuy fanaanoo di veillé di rot loolu bëgg nañ ko ñu si jàppale bu baax. gannaaw yenn jafe-jafe yi quartier bii di cité bisaab bokk na ci yeneen quartier yi jooy liggéeyu ndaw ñi ndax fii ci quartier bi bëri na ay ndaw yu am seeni diplôme te ba léegi liggéeyaguñu loolee bokk ci li ñuy naqarlu. ku nekk moom soo toppee sa bëgg-bëgg rek say soxla moom xam naa noonu lay mën a tolloo mais ndaw yi moom xam naa suñ mënoon am luñ jàpp dëggantaan xam naa mooy gën a waaw loolu daal mooy gën a jàppande waaw parce que fii jeunes yi ñu si bëri liggéeyuñu waaw gars yi tamit am ñoo xam jàng nañ ba noppi ñu ngi seen diplôme joobuñu. politiciens yi daal dañu fiy ñëw di nax suñu yaay booy chaque jour waaw di fi ñëw dañu dig loo xamante ne maanaam duñ ko def tey tamit jeune quartier bi ñu fi nekk amuñu liggéey. quartier bii di cité bisaab bokk na ci yi gën a yàgg fii ci ndakaaru ñi fi dëkkee li ñu bëgg mooy ñi jiite réew mi daal di leen gëstu bu baax te xam ne ci réew mi la ñu bokk loole yëpp ngir mën a jàmmarloo pauvreté bi ñuy wax ni dafa am fii ci Sénégal. cité bisaab gii ñenn ñi ñàngal ko trop lañ siy ñàngal yëpp dara amu si parce que ay nit yu baax rek ñoo fi dëkk. ah waa cité bisaab ñu ngi leen di nuyu bu ñu tuddee cité bisaab ñun suñu xel dafay dem ci Biteye dëkk na fa lu yàgg ndeysaan Biteye ñu ngi koy nuyu au passage maire bi nee na dañ doon tuur ndox ku nekk da ngay tuur ndox fu la neex bisaab bi sax bu xonqee boo ci defee naanaa day neex bu weexee boo ci defee ananas day neex waaye li ma jaaxal fu ñu wone rek da ngay gis ni jeunesse bi ñu ngi ñaxtu chômage bi noo ko jàngatee lan moo tax liggéey amul. bon man déjà kontaan naa parce que maa ngi doog a découvrir cité bisaab xaw ma ko woon. ah mi ngi fi usine. xaw ma ko cité bisaab mais bon il faut déjà dire que quartier yu populaire yi déjà taux de chômage bi dafay bëri xamuñu ndax xale yi ñoo amul woon niveau d'étude. parce que en général quartier seen diplôme. mais en général bon ça c'est ça qui se dit c'est ce qui se dit partout. foo dem dañuy naan jàng nañ ba am suñu diplôme mais est-ce que am nañ compétence yi war ñu am. apte nañ pour liggéey apte nañ pour liggéey. parce que ñu si bëri. dañuy topp fuggu jeunesse bi ba suñu demee duggee secondaire rek commencé dévier. bàyyi jàng bi ba commencé mat liggéey bëgg a liggéey et ça c'est compliqué. donc politique gu parents yu dëkk si quartier populaire yi la ñoo war a conscientiser seen doom yi. dugal leen école dugal leen ci ay formation yu baax nga xam ne bu ñu ci jógee dañuy aboutir à liggéey bu baax mais aussi am na benn paramètre bu am. li ma jaaxal Sénégal mooy c'est très rare nga gis ku jël circuit normal enseignement normal dem université génn am liggéey. Université en général quand tu sors de l'université de Cheikh Anta Diop. la plupart du temps tu n'es pas immédiatement opérationnel. et ça c'est te ñu amul doole yi foofu lañu mën dem. dëgg la boo fa génnee il faut nga demaat defaat benn formation feneen. pour opérationnel loolu nag moom état war na ci xoolaat bu baax a baax a baax a baax. dëgg la merci Ama. waaw xam nga lim cité bii nag moo dàq cité bi ñu doon wax keroog. waaw ndax cité bisaab moom. bisaab moom. neex na di ko dégg si nopp. dëgg la am na benn yaay booy bu toog fii nee na dañu dëkk si jàmm ak salaam. xam nga fu jàmm am rek lépp dafay neex. ndax ñoom nee dinañ nelaw guddi amatul benn problème. ndax ñoom ni ñu dëkkee nii bu fekkee ne kaaraange amu fa. kon musiba dina gën a am. kon dina ay agresseur am lu nekk maire bi ne dañoo dëkk si jàmm nekk solidarité bu tabaski ñooy ànd lépp daal du jàmm am daal moom tawaar fakkaala moom
tey Mauritanie. kon waa cité bisaab ñu ngi leen nuyu bisaab bu xonq xam nga bisaab riij daal. bisaab bëgg bisaab bëgg. xam naa fa ak ma faa miin. xam naa fa ay doom ndey dama fay dem. dëgg la soriwul noonu fii monsieur Bien. cité bisaab mun laa jox dara parce que man maa ngi dëkk jëppal laa juddoo. jëppal 2 juste ci Bourguiba bi. donc ñun dañ doon dem souvent cité bisaab di fa fooy am ay xarit yu jug dëkk cité bisaab doon ñëw jëppal. donc final même football sax ñoom ay temps teel ñoo am équipe nawetaan. dañ doon ñëw suñu équipe du jouer donc ce qui fait que jot nañ leen xam. donc bon suñu doon ñëw dañ doon dem di découvrir histoire borne fontaine tel. c'est vrai que am na benn moment amoon nañ ay difficultés. temps yi vraiment phénomène agression amoon doole. kii woon na mais après ñoom seen force xam nga quartier yi dafa bëri su ñu naan ay travailleurs indépendants. donc ay ouvriers ñoo xam ñuy daan seen doole dem ba tabax seen kër. esprit koñ dafay am. ba xale yi dañuy déggoo mag yi gën a déggoo. loolu su amee si koñ rek dafay régler problème sécurité. parce que problème sécurité su ko police réglé waa koñ mi ñoo koy réglé. je crois que loolu jot nañ ko réglé. ba finalement moom entente quartier bi neex a dëkk. maintenant li nga wax xale yi bëri nañ c'est vrai problème chômage moom dafa global. donc wax na benn chose loo xam ne importante université formé wul pour emploi. c'est grave université daf lay former pour jox la ay connaissance n'est-ce pas maintenant pendant des années donc je pense que ba Sénégal di def réforme 94 lañ comprendre que il faut que ñu changer orientation donc université muy former peut-être ñu def ay filières professionnalisantes mu permettre su nit ki génnee mën a am emploi mais bu njëkk da ngay génne université am savoir théorique doo mun dugg sax entreprise ba pare boole si aussi entreprise yi bëriwul dëgg la état recrutement par concours lay def te état day toog par moment du def concours dëgg la loolu day gën a favoriser un peu problème emploi et je pense que Sénégal gouvernement yi fi jaar yëpp ba léegi ñu bëri am nañ problème mu régler emploi parce que souvent dañuy régler emploi de façon nu ñu naan emploi caravane dan mun nga ñëw def ay travaux haute intensité neuf xale yi dem réparer ay tali def installer ay daal dem dans des champs mais loolu amagul emploi structuré je pense que comme école de formation yi bëri na fi ñu ngi changer programme yi dinañ mën a gën a li ñu naan favoriser création d'entreprise xale yi di ñefel seen bopp comme suñu gisee dans ces quartiers la dafay bëri ay jeunes yoo xam ne dañuy doon ambulant dañuy doon menuisier dañuy doon ébéniste nekk ay artisans ñu xool un peu nan leen état di leen gën a jàppale pour ñu gën a mën insérer donc politiciens yi moom souvent effectivement dañuy jaar ci quartier yi di wax ay promesses rek dig leen rek mais ñoom yoruñu emploi waaw dëgg la de professeur mais nag gouvernement war naa xalaatal jeunesse bi nag am réew jeunesse ñoo ko yor waaw loolu dëgg la parce que boo xoolee alternance yi am yëpp jeunesse yi ñoo ko def 2000 jeunes yi ñoo fi jëlee ki fi nekkoon indi même bii fi toog nii boo xoolee toujours jeunes yi ñooy ëpp lu leen di woote mais problème chômage ci wàllu jeune moom phénomène mondial la adduna bi yëpp a koy jooy waaw même pays yi nga xamante ni sax dañuy développé ñu mel ay États-Unis dañuy am problème boobu rawatina ñun ñi nga xam ne ay sous-développé lañ c'est que man bi côté bi nga xam moom laa si wax mooy population yu mel ni Sénégal nga xam ne ay pays sous-développé lañ bu ñu toog di xaar état même boo yoree sa diplôme parce que suñu état yi moom la yàlla xam doy na seen man bëriwul ñoom sax ñoo la gën a sonn suñu état yi kon 13 millions employés ngay dégg ñu koy wax ana lool c'est que nga dégg fii de créé nañ xaw ma ñaata emploi créé nañ FNB xaw ma naka FONGIP pacré yi kii laa jaar na fii ana mu ñu wane ay fu mu dugg waaw c'est que xam nga ñun suñu communication pour am code électoral la dañ koo man waaw dañ koo man da ngay taxaw ci population pour mën a wax nuñ la voté lu ne nag mën nga koo wax mais suñ la xasee ba fal sa numéro téléphone ngay njëkk a changé parce que te tamit benn affaire dafa am tey mën nga nekk ci touche yi mais bis boo duggee si biir terrain bi dafa am réalité boppam bu ci nekk dëgg la nag parce que état yi boo duggee ba si biir xool dangay gis ni lu bëri gars yi ngi koy wax waaye ñoom mënuñu ko bul jàppal ni sous-développé lañ ba noppi dañ ñoo naj ba nga xam ne mënuñoo dem loolu dafa am problème man daal li may conseiller jeunes yi mooy lenn rek nañu fexe ba génn ci seen bopp bañ a xeeb nag benn métier waaw bañ a xeeb benn métier yow nga ne buñ nekkee ci touche yi buñ duggee rek dootuñu dañuy jël saa seen numéro yi waaw politiciens yu bëri buñ xasee ba falu dootuñu respecté te lañu am naa xarit bu bees bu ñu fal de bul changé sa numéro waaw gaaw changé Ousmane Ndiaye dina ko wax xanaa li may wax jeunes yi rek mooy li leen Sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu waxoon ne man kaana daa xirfatin fal yuxyiha abadan moo gën dem di jàmbat di tuumaal yàlla ak borom dëgg ya dëgg la waaw kenn ku si nekk soo amul métier demal nga wuti ko dëgg la soo amee métier évoluer métier bi ba yow boo nekkoon benn emploi yow métier bi war nga fexe ba 1 an nga employé kenn
2 ans nga employé ki si des. su boobaa réew mi dina mën a dox ndànk-ndànk. dëgg la booy dawal mbége sax jéemal jël première. waaw 5 ans li ñuy wax 5 ans même boo ko dee dawal jéemal jël première. kon yal na yàlla dimbali suñu état ñu dimbali suñu jeunesse ndax nag soxla nañ dimbal. pour nag ñu dugg suñu thème dañuy xool benn élément ñëwaat nag wax leen li ñuy waxtaanee tey ba alxamis incha allah élément. rapportu atum 2016 bu agence nationale bu statistique ak démographie wane ka ni daal li nga xam ne moo di mbirum njur gi fii ci Sénégal wàññeeku na ci juróom ci jigéen ju nekk ci atum 1997 toll ci ñeent ci atum 2016 bi yelib situation nag ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi jàpp ni lu normal la ndax jamono ji dafa naqari. jamono jee neexul rek jamono ji neexoon nit ñi dinañ jur li ñu jur dëkkuwaay xat na nit ñi amatuñu liggéey bëgg nga def mais mënatoo looloo indi nag jur bi wàññeeku ndax mënoo jur tamit di jur rek te doo am foo leen tëral benn doo am doo leen dundalee tamit jamono ji dafa metti kenn xëyatul kenn liggéeyatul ngay jur doo am foo leen teg neexul tamit ci xol. booy jur tamit di tegale te amoo loo mën a sukkandikoo ci lu baax tamit à chaque fois noonu lay mën a demee moom mooy indi ngay gaaw a màgget. moom mooy indi tamit ngay mel yenn melokaan yi bu la nit gisee sax da lay jéppi. góor ñi ñu taseel ñoom artuka ne jigéen ñi amatuñu jot di toppatoo doom yi comme bu njëkk. jamono jiñ toll nii moom wax dëgg yàlla xam nañ ni par rapport ak époque yi passé bokkut waaye adduna dafay dox ndax adduna du yem bemul benn place bon nit ki day avancé bu avancé wul day stagné. jigéen ñi léegi dañu soxla liberté boo xam ne da leen war na leen may ñu dem liggéeyi nekk si yeneen mbir comme góor ñi parce que léegi boo même boo taxee jabar sax bu liggéeyul da nga fa am na koy xoolee quoi donc bu fekkee da nga fi nar a nekk di jur di teg tamit c'est un peu chaud quoi. Sénégal doon jamono ji réew moo xamante ni dafa nekk di moderniser wu ci wàllu askanam loolee di analyse sociologue bi. juróomi doom sénégalais bi weesootu ko léegi mun na am ñu ne politique yoo xam ne ñu ngi ko nasoon ci au niveau national ci nguur bi politique yoo xam ne mooy ne ñoom daal dañoo bëgg rationaliser maanaam mbiru njurin bi ñu seet nuñ ko limiter nuñ ko encadrer nuñ ko escorter mun na am politique boobu tamit moom moo dem ba léegi di am ay fruits. parce que Sénégal jàppoon nañ ne en moyenne femme sénégalaise à l'époque pour ce qui me concerne en tout cas amoon na ba 15 da doon am ba fukk ak juróomi doom su tuutee ba tuuti. mais léegi ñu dem ba léegi mu am juróom sax léegi yeggatu fa moom mooy ne am na loolu am na révolution du ñuy tuddee révolution démographique. réew mi nekk askanu ndaw ci jamono ji waaye buñ sukkandikoo ci kàddu yi ñu taataan mbir mi dina changer ci at yi di ñëw ñàkkum xëy mi dund bu metti loolee yépp ñu boole ko doon li waral jigéen ñi wàññi njur mi bu baax a baax. jaajëfal Ajara élément bi leen mbokku téléspectateurs yi moo ñuy dugal tey ci thème bi nga xam ni moom dañu jël nag fas yéene ko waxtaan ak yéen muy ne dañoo seetlu njur mi dafa wàññeeku fii Sénégal suñu mag ñi dañ daan jur ay fukki doom ak ñaar ay juróom-ñetti doom te ñun génération bi ku am ñaari doom na doy na suñu invité bii nga xam ni sociologue la macha allah Abdallah naka nga jàngatee suñu élément bi le ak tam nan nga xalaatee Sénégal actuellement fi mu toll ci njurum doom jigéen ñi loo ci xalaat. d'accord jërëjëf bi ma ki invité ma ne ko bon comme jot naa def lu ñu naan DEA ci centre de la reproduction jot naa liggéey tuuti ak un peu ONG yi doon liggéey ci question population mun naa jox dara donc dafa am lu ñu naan baisse indice de fécondité peut-être waxaguñu baisse taux de natalité mais indice de fécondité mooy nombre d'enfants par femme. bu njëkk femme sénégalaise peut-être balaa ñuy dugg ci année 80 yi daan nañu am 7 enfants des fois. léegi ñu gis ne ba 86. bu am ñu am 10 sax. mais moyenne bi dañu naan nombre moyen donc ay 7 enfants par femme la léegi mu évolué 86 ba 97 d'abord jëkk ko wàññeeku léegi mu wàcce ba 4,7 donc une femme sénégalaise en moyenne defatul juróomi doom léegi ñeent lay def en moyenne suñ defee global mais dina am ñoo xam ñi def plus ak ñi def moins te gis ne dafa gën a sax wàññeeku sax ci milieu urbain donc milieu urbain sax moom dem na ba sax ba 3,9 dans Dakar zone rurale day tourner toujours autour de 5. donc loolu dina joxe donc déjà explication lu tax du yàpp sànq dégg nañ femme bi wax ak paa bi ak
3 personnes yi dañ wax déjà jamono day évoluer femme bi discours bi mu wax peut-être hier cela 10 ans kenn wax discours boobu parce que mu ngi naan léegi jigéen ñi non seulement dañuy soxla donc am seen wér-gu-yaram bu njëkk da ngay jur di jur ba finalement di sonn déjà donc ça veut dire dafa am information bu bees d'abord ci ñi jigéen ñi am suñu naan ci qualité de vie xam un peu bu njëkk jur yu bëri wala jur yu tegaloo ban effet lay am ci seen santé déjà mais suñ xoolee première explication yi jox peut-être soo amoon démographe dañuy gis ni lii am na d'abord lu ñu naan un peu réussir programme planification familiale ak espacement de naissance bu njëkk jafe woon na mais léegi on sent que famille sénégalaise yi adhéré nañu ci discours espacement de naissance déjà ba finalement même li ñuy wax naan méthode contraceptive yi moderne yi dans les milieux modernes bu njëkk même dans les milieux modernes ville même les femmes des milieux modernes taux d'utilisation dafa faible ay 11% la woon léegi gis nañ ni ba ci année yi dem na ba dépassé 27% ci milieu moderne beneen aspect mooy gis nañ ni éducation jàng école ak jàng bañ a école parce que souvent ñii jàng école dañuy am information mais gis nañu si même femmes yoo xam ne jànguñu école yegguñu yenn niveau d'études yi dañuy am souvent même souci de qualité de vie que jigéen ñi jàng école ce qui fait que li ñu naan désir d'espacement des naissances dafa gën a yokk ci biir femmes yi déjà donc loolu mooy la aspect contraceptif beneen aspect bi mooy wax na ko léegi bu njëkk góor gi mooy liggéey di gérer dépense mais léegi jigéen day liggéey donc te booy liggéey souvent am na femmes yoo xam ne sax léegi da ngay liggéey di nga am doom bu ndaw da nga koy yóbbu crèche déjà donc loolu dafa créer li ñu naan changement même ci modèle familial bu njëkk di nga am sa yaay sa tante sa bàjjen ki nga mën a jox mu teel la sa doom déjà mais léegi souvent day difficile sax milieu urbain nga am kenn koy dénk sa doom da ngay obligé di ko dénk ci crèche loolu déjà da lay jox idée que tey su fi toog di amaat benn ñaar ñett de jouer déjà donc am na changement sociologique am na beneen aspect boo xam ne buy gën ñëw donc daal suñuy wax méthode contraceptive dugg na li ñu naan désir d'espacement de naissance ak li ñu naan dafa changer sax nombre idéal d'enfant bu njëkk dañu la doon laaj ñaata doom nga bëgg ñu bëri ñu naan man daal yàlla rek a xam n'est-ce pas dama yàlla jox ma jël kenn day naan day naan 7 ñi naan 4 léegi ñi naan dañuy naan 2 ou 3 donc dafa évoluer de 1980 en 2000 gis nañ désir nombre d'enfants souhaité aussi loolu dafa évoluer et pourtant monsieur Biaye ñun bu njëkk ba dañ doon gis suñu yaay yi man mun naa ci jox exemple sama yaay da nga daan jàng ñëw fekk mu tëral doomam macha allah ñun 10 lañ macha allah te amul woon benn problème mais changement bi dafa bëri nag ay mbir yu nekk ci ginnaaw santé bi daf ciy jouer ak tamit suñu mentalité léegi ak tam nag bëgg a wàllu yaani bëgg a nuru loo xam ne mënuñu koo doon mais ñun suñu yaay yi dañ daan jur te daaw ñu am benn problème mais léegi ndaw siy jur jigéen bi mi ngi xalaat su ma ëmbee conséquences yi mi ngi xalaat su ma demee hôpital gaaw césarienne yooyu nekk ci ginnaaw est-ce que taxul jigéen ñi désiré ko léegi loolu am na mais xam nga yegguñ sax peut-être niveau femme occidentale nga xam ne moom am na day refuser carrément sax am doom parce que pour moom dafa war exister en tant que femme bëgguma exister en tant que madame dama exister en tant que femme en tant que identité je suis sociologue wala je suis médecin je suis tel sama liggéey moo tax ma exister parce que su liggéeyul rek dëkk bi dafa metti tellement que su amee doom nampal ko 1 an récupérer day naan day perdre 3 ans donc su amee doom déjà moom ci culture am mais fii li nga wax effectivement bu njëkk suñu yaay dañ daan am 10 enfants 5 enfants gérer les n'est-ce pas nekk ci kër gi des fois sax ñuy liggéey n'est-ce pas dina am yenn yaay yoo xam ne dañu am 5 doom di liggéey mais jot liggéey enseignant gérer seen kër vivre seen congé de maternité mais jamono léegi moo tar ba jaxasoo ba finalement da ngay nekk famille sax muy papa yaay du ñu am sax temps seen doom déjà temps d'éducation bi ñuy jox même à la famille sax dafa dem ba néew dëgg la léegi grossesse temps bu muy jël boole si aussi dañ dugg dans la postmodernité mooy problème de santé yi ñëpp di am dañ koy am difficilement ngay am ay enfants des fois léegi finalement dina dem ba même gérer grossesse pour une femme des fois day difficile n'est-ce pas donc loolu day agir un peu sur seen mentalité donc pour que toujours réduire un peu lu ñu naan le désir d'enfant donc temps bi d'accord mi ngi si mais évolution santé évolution information muy zone urbaine ak zone rurale n'est-ce pas léegi ni naan jigéen ki day gën a am une maîtrise n'est-ce pas de sa maternité du loo xam ne daf koy subir dina am médecin sur place bu koy informer
te en dehors de ça suñ xoolee am na loo xam ne jot na am parce que ci école yi presque ay 1997 ba 2000 am na ñu naan ay programme éducation à la vie familiale les programmes PPJ ASBEF et tel jot nañ laal lu ñu naan une masse critique de sénégalaises loo xam ne plus de 30 000 jeunes qui ont eu à bénéficier des programmes d'information ba xam ne que nit ki de yow war nga gérer sa centre de la reproduction n'est-ce pas parce que centre de la reproduction lu ñu war a gérer la loolu donc bokk na ci loo xam ne dafa andi nouvelle information maintenant leneen li sur li ñu naan temps économique moom dañ nekk période boo xam ne ak mondialisation modernisation il y a tellement de choses xam ne les familles sont bousculées donc ni mag yu njëkk yi amoon temps doon gérer seen famille gérer xale yi organiser bi léegi moom dafa laajaat encore ñu recréer temps familial boobu donc loolu moom temps familial actuellement dafa doon loo xam ne vraiment difficile parce que dañ nekk dans un monde boo xam ne surtout Dakar par rapport ak zone rurale yi il y a une grande différence ni ngay vivre fii distance yi tel ce qui fait que dafay un peu jouer un peu sur ni ngay dëgg la Mère Thiama noo gisee sunu tomb waxtaan bi la xale yi bëggatuñu doom bëggatuñu am doom ku ci sëy buñ lay takk sax ngay jël ses précautions moo jaaxal ni damay defaru ba jekk doog a jur mais dañu téléphoné yàlla wax ak ñoom donc alal la man dama bëgg doon te xoolal yàlla may ma ko sax benn laa ci am dama naan sama rakk jur leen nit day jur ndax doom mooy alal gis nga boo juree fukki doom te gis nga nag sëñ bi yéen sociologue yi ak xaw ma nuñ ko tudde yàq ngeen réew mi bëgg ngeen affaire nasaraan sànq maa ngi dégg ñu ne xale jigéen day jël seen da yóbbu ko ci crèche parce que nangatuñu dëkk ak seen gore mais boo dëkkee ak sa gore ak sa bàjjenu de sooy da nga fay bàyyi xale ba xale boo ko bàyyi ñëpp a koy yor mais da ngay gis léegi xale bu jigéen day yeewu suba teel gàddu doom gàddu saagam dama ko yóbbu sama kër yaay aw ma ko ma ko te dama ko bàyyi ak sama jàng te sa kër gore boo fa toogoon ni la am ku la téyel sa doom man sama doom ji ma am ba ma ko xay laaj ñëpp a ko yor ñëpp a ko yor parce que ci kër ga nekk fi la raa fu dukkee waaye jël doom ŋànk mais tubaab yi nasaraan yi moo tax nit ñi créé ut ay crèche man su ma mënutee créé crèche naa ko wut de ñu fa indi doom ñuy fay ko ñëw seen xaalis toppee nasaraan yi te am na benn système bu am da nga toog ba si yàgg nga ne damay juri tel bis laa war a amee doom dañ koy programme sa doom césar bala maa dañu ne césarienne su ma yógoon tamit naa jàng césarienne ñaari million so man sama yaay ñaari million lañ ciy fay non ak lu ko ëpp am na wàññeeku na ñaata la non c'est pas possible maximum hôpital yu si gën a cher si Dakar mooy comme ay CTO ak ay cliniques yi c'est maximum 400 000 bi nekk fële nag bële na bi mag a mag bu nekk fële bu tubaab bi principal déedéet ils sont moins chers que CTO clinique yi opération bi day nekk 400 ou 500 000 maintenant pédiatre non de pédiatre bi day assister accouchement bi nga déboucher sa gynécologue mu ñëw assister accouchement bi sunu yaay yi nga sunu yaay fay jur nañ ay 16 doom 17 doom ma am naa rakk boo xam ci autorail bi la juddoo ñu koy woowee chemin de fer ñu tuddee ko chef de gare Mali bi na sama yaay doon baana te mu ngi moom a gën a wér fuuf yéen ñun ñuy jurul ñoo gën a feebar loolu nag am na ñun ñoo gën a feebar loolu moom dëgg la yéen ñi jurul yéen a gën a feebar duñu jur te di jël ay loo xam ne dañu koy naan pour jur leen xale day jur yokk xeetu yonte bi kenn da ngay bàyyi sa bopp ak yàlla waaye du ma am doom âge bi damay toog bëgg ma créé ñaari doom ñetti doom boo amee ñaari doom yëpp dee foo jëm non dee moom yàlla ko yor moom déet on sait jamais dañuy feebar da ngay jur nit bu la yàlla boole nga am jëkkër nga am non Mère Thiama xam nga lu ma jaaxal li ngay wax daa mel ni yàgg Louise daal li ngay wax dafa moromam yaa ngi ñu ngi duñ d'accord ci li nga wax nit naan école bi fay dafa cher dund bi dafa cher tëdd bi dafa cher da nit ki da ngay bàyyi sa bopp ak sa borom nit ki da ngay bàyyi sa bopp ak sa pare bàyyi ko jur leen sabablu jur leen man yàllaa ma dimbali xaw ma sa fu man ne bu doon man nag ñiy jaay précaution yooyu pour bañ am doom du jaay ndax ma xaw ma fu ñu koy jaay te yàlla ngi may ma benn doom man moo ci tolloo bu doon yàlla rek bëgg na ma naa jur fukk ndax doom mooy alal foo tourné gis yàlla nga am ay seex tudde ma benn bi ak Jupiter may nii gis bi xool loolu mooy sa alal xanaa xamoo ne oto yi yëpp du alal xam nga kañ laa xam ne doom mooy alal bi sama papa génnee àddina ak sama nga gis suñu rakk yi ñu bari ku la xoore gis sa mbokk nga xam mooy alal boo ay oto la fi bàyyi ak la fu muy feeñee boo wanee àddina lakkat nee na boo dee woo sa tànk mu ngi si àddina sa benn ci bi ndaxte bàyyi nga alal da ngay gis ku am lu dul ji dee lu mujj fenn doom mooy alal jur leen te ngeen bàyyi fi ngeen dem di jëli ay doom di ko naan di gërëm yaa dénkaane loolu ñëpp dégg nañ nañ bàyyi loolu nañ bàyyi li ñuy gërëm boobu seen dénkaane bàyyi ñii ñoom ay taux natalité taux bi tubaab nasaraan ak kii bàyyi la ñu am ay Louise d'accord Mère Thiama Louise li nga doon expliqué ci césarienne xam nga lu ci gën a neex jur bi dañu war a jur ndax bu ñëw Mère Thiama ñooy ñëw
defanteeg premier njëkk bi ak deuxième njëkk. waaw yow loolu nga ci carte suñu defee noonu. waaw wax nga dëgg nag. arrangé wu leen yéen. Louise dëgg la mère Thiam yi ngi doon expliquer ci césarienne bi pour nga expliquer téléspectateurs yi pour mu leer. ñaata la fay bi. ak tam da nga koy programmer ku mu neex rek nga programmer ko. non c'est-à-dire que normalement on peut faire temps yu njëkk ya césarienne en cas de force majeure dañu la ko defal c'est-à-dire que da ngay nekk am grossesse bu difficile. wala sa doom bi nekk sa biir am surpoids. wala nga am ay complications wala nga ñëw par siège ñu xam ne kii nii mënul def accouchement normal. médecin bi programmer la césarienne jox la date bi ngay ñëw boo nekkee à terme nga ñëw mu opérer la par césarienne. nga am sa doom normalement sans souci. mais léegi les tendances ont changé c'est-à-dire que léegi man mi nekk en état de grossesse. j'ai le choix de dire à mon gynécologue man dama bëgg def accouchement normal. fekkee dara jarul la dama bëgg def accouchement normal wala césarienne laa bëgg accoucher parce que mënuma supporter. douleur mat bu yàgg bi. maintenant ce que les femmes ne savent pas ou savent te dañ ciy gëmm. mooy boo accoucher par césarienne déjà yow yaa ngi limiter ce nombre d'accouchement doom yi nga mën a am parce que. maximum quand tu fais 3 césariennes. maximum 4 tu peux plus faire de césarienne. dëgg la parce que plaie la rek te tamit césarienne boo koy defee tamit war nga toog 2 à 3 ans avant ngay amaat beneen grossesse. parce que plaie bi au niveau externe day cicatriser wu mais au niveau interne ça prend du temps pour mu cicatriser wu. dëgg la donc césarienne baax na mais c'est pas sans conséquence bëri na ay conséquences. bien que léegi du opération boo xam ne nit yaa ngi ci décédé wala. opération bu métti la xam nga médecine dafa développé. médecine dafa développé mais tamit. am na affaire bu développé foofu. kenn du yàlla. waaw médecine dafa développé kenn du yàlla. mais ba léegi am na ñu siy gaañu. et ce qui n'est presque pas normal. man je peux pas comprendre ku gaañu ci table d'opération ci césarienne wala ci fibrome. te day am ba léegi mi ngi am Sénégal. day am moi récemment gis naa femme bu gaañu si opération fibrome. fibrome dëgg la. donc c'est des choses yoo xam ne ouverture moom ouverture la rek. opération moom ku mën a éviter na nga ko éviter. douleur mat yàgg na metti na. mais ku mën a éviter na nga ko éviter. maintenant ma revenir si mère Thiam lu mu wax moom mi ngi may attaqué mel ni man lay waxal. mais grave xale jigéen ñi jur leen mère Thiam nañ ngeen jur. mais c'est-à-dire que man analyse ba laa si def mooy boo gisee jamono bu ñu ci doon jur yu bëri ak jamono bi bokkul les gens sont beaucoup plus stables. lan mooy différence bi Louise. les gens sont beaucoup plus stables actuellement nii. avant liñ doon gën a wax taux de pauvreté. liñ doon gën a wax ne xale yi dañu sonn ils sont abandonnés ils sont pas bien nourris léegi est-ce que yaa ngi dégg malnutrition ci programme de malnutrition gouvernement di ko def ci xale yi bëreetul. mi ngi am nag. mi ngi am mais bëreetul c'est-à-dire que. si points yu reculé yi mais Dakar par exemple malnutrition. raar na fi voilà raar na fi torop donc doom. waajur daf ko amel àq. bu fekkee da ngay def doom man je suis pas d'accord avec la logique. bu fekkee da ngay def doom. waaw bu fekkee da ngay def doom Louise ngay def doom. loolu sëñ Ousmane dina si ñëw moo ci gën a aay. bu fekkee da nga bëgg il faut def doom moom il faut def doom moom sëñ Ousmane lañu koy bàyyi moom moo ci gën a aay mais. excusez yow yaa ngi wàcce débat def doom. def doom. booy luy def doom. xaw ma ko yow defar doom. ni ñuy defar doom. def doom def. ni ñuy defar doom dafa bëgg wax ni bu non defar doom quoi je veux dire. dégg naa ko waaw dama bëgg dugal rek boole maag Sénégalais. kii mooy Yacine dina faal la ngi. c'est-à-dire que man d'accord ak logique bu ñuy naan. jur leen gémmiñ bu yàlla xar def na ci lu mu lekk. d'accord ci loolu. non c'est-à-dire que c'est un fait qui est là ku juddu di nga lekk di nga naan di nga def loolu. mais tamit am sa doom te mënuloo ko dara. c'est un problème. c'est que waajur bu nekk am na responsabilité si doomam. soo juree doom di nga ko jox mu lekk di nga ko jox mu naan di nga ko faj di nga respecter ay vaccin am di nga def lépp lu war ci moom. mais yow boo ñëwee amoo doole déjà. amoo doole je sais pas un cas général amoo doole tu veux faire 10 enfants boo xëyee ne leen fa ñukk ak seen yaay nekk ci sa bopp lekk ci restaurant yi ñëw bàyyi la ñu lekk ju n'importe quoi. avant loolu moo fi amoon mais léegi nit yi ñoo xam ku nekk yaa xam li nga mën. man je me dis j'ai un salaire de temps sama jëkkër lii la am. mën naa supporter xale tubaab la c'est ça la logique du Sénégal. yaa programme yi nga xam ne amuñu pédiatre ñoo gën a wér xale yi am pédiatre seetlu woo loolu. waaw mais jox ko pédiatre bi rek. non mën naa xam nga loolu yëpp yàlla la waxu tubaab yi nga wax yi nga wax laa bëgg du ma xam nga wér bi ak ñàkk wér bi yàlla la ci corpulence nit doomu aadama bi la. mais yow man médecin musuma suivre. yow yaa ngi ci musiba de. man ama juddoo ba tey léegi laa feebar ba nekkee ma damaa taay bu bëgg a dee damaa taay tol nu ma neex bébé taay la ñu wax
sama yaay dafa ragal hôpital musuñu yóbbu fenn danaa sama doom docteur yi duñ ko tiim Yàlla te la. xoolal ni ma toll sama taay bu bëgg a dee léegi Macha laa Allah, léegi Macha sa laa Allah, yàlla feebar nga gudd fan. léegi bi ma màggee ni laa xaw a feebar bi ma amee jëkk yóbbu ci ay médecin ak xool nga si na ko ñoo ma feebar soxna Zeynab mais ba ma mu ñëw nekkee tamit man ci- Fatou Baba dara jotuma mu ñëw ci bébé yi contraception yi. amul pédiatre ñoo gën a wér fu bébé yi dem pédiatre yow xam nga li ma la wax mën na nekk parce que sa doom jox ko kay mu xool gémmiñam xool bëtam def na mais Thiam xool bi tam ci la bokk nag de. man la yàllaa ñu yor mais Thiam yàlla ñu yor day sabablu de. léegi Thiam boo toogee sa néeg weer dee doo fayeeku de. sabablu man naa mu ñëw am mu ñëw si maam si Babacar nee na sabablu leen te bu leen di sukkandikoo amu naa yëngu wasin yi. kenn musuma seet yow mi ah mais Thiam loolu c'est pas sûr. teel laay waxe mais loolu wóorul mère Thiam. amul loolu c'est naa pas sûr. wasin ñu ngi may dégg te kenn teel laay waxe loolu bu ko dénkaane de parce que gars yi dañu koy jàpp non du gars yi xoolal ku ñu gars yi jàpp. dañoo xiibon bu ñu amee benn semaine sax daw nañ dem seet gynécologue. kenn musuma seet mais yow yàlla la mais teg loolu démb la woon mère Thiam ñu ngi ci tey. dem démb la woon ñu ngi ci tey ah. ah ko ma démb la déedéet yow gaa macha allah yow rek troisième âge la non 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 soxna Zeynab bu ñëw ci yow rek ñu nag contraception yow ñoo kii. te ma nga ne xalmatal la ma ñëw léegi si pour te dire que doom yi parents yi ku nekk xam nga li nga mën ak li nga mënul ku nekk bëgg nga def sa doom dans de bonnes conditions moi je pense que parents yuy jur moins loolu lañ ci jublu maintenant ma ñëw ci méthode de contraception yi contraception dafa am yoon c'est-à-dire que ñi jël contraception te amuñu doom musuñu am grossesse ñooñu nag c'est pas bon c'est pas ñooñu conseillé médicalement c'est dangereux ñu takk la nga ni damay takk def la sama nga ne man miel damay noos ba ci kanam. non luñ ci gën a jublu sax mooy xam nga taux de divorce dafa bëri léegi xale jigéen ñi seen stratégie mooy damay bàyyi ba xam ndax dëgër na wala dëgërul balaa maa jur moom waaj. non kon jigéen sëy bi dafa dugg pour seet. jigéen bi xam nga kon ñoom non intention boobu c'est ñoom pas dañuy bien. calculer Mais- kon dañuy calculer sëy yi di calculer doom Lépp kon lañuy lépp intérêt la mais ku nekk ak li dal sa xel xam nga ñu si bëri damay def exemple ñu bëri dañuy naan bon dama marié wu naa tey bëgg naa xaar ba 2 ans pour xool ndax sama mariage solide na pour mën a am doom ah loolu nag Louise musiba bi mooy Louise loolu garaaw. c'est très grave bu baax non c'est très grave mais dañuy def la mooy c'est-à-dire am. que waaw dañuy laal ba pare dañuy essayer ba pare c'est-à-dire que damay marié wu tey Louise ne dafa dans neex 2 na ans laa dañuy bëgg am laal doom waa léegi waa ji moom yàlla na xam lool rek 2 ans yi mu defal lu nekk ba 2 ans yi passé rek mu wan la lu bon kon foo jël mais léegi i noonu léegi nit doo ko xam nit moo lëndëm Dëgg la. dee leen sëy te yàlla tax te bàyyi calculer calculer xam fu ñu ko xam booy def xaalis calculer xaalis waaye nit du calculer morom nitam booy sëy nit ki da ngay sëy moom te yàlla tax pas de calcul pas de intérêt te yàlla rek tax booy am doom it amal doom pas de intérêt pas de calcul te yàlla rek tax te yàlla tax dëgg la léegi météo bàyyi ba kay day du man de man je parle dans le cadre général léegi boo amulee doom boo marié woo ni bàyyi tuuti di jël contraception 2 ans yi ngay jël contraception yëpp c'est un risque parce que yow xamagoo ndax sa butitu njurukaay mi ngi fonctionner waaw. parce que normalement ku musul sëy warul jël contraception war nga essayer ba am benn normalement ku am benn ba pare mu war a jël contraception parce que kooku leer na ko ne mën na jur parce que ñoo ba gis ñu bëri ñuy am ay complications seen grossesse di metti fausse couche yu bëri d'habitude contraception yi la da ngay jël loo xam ne sa yaram warugu ko xam nga xamal ko sa yaram voilà et après mu lay indi ko inconvénient thème bii nag est-ce que xam ngeen ne thème professeur la. defar doom bi da ko lijjanti ba pare professeur defar kër doom la man damaa rus professeur nag yéen xanaa pour bien comprendre leen de man maa rus professeur te yàlla rek tax. yàlla la yàlla ruus professeur defar doom bi na ko lijjanti ba pare est-ce que nit ki war na calculer temps doom laay am heure bii laa koy am nii laa koy amee est-ce que diine wax na ci loolu. waaw laaj nga lu am solo ndax diine boo demee ci mazhabu Ahmed ibn Hanbal mazhab bi ngay bàyyi de non professeur daf maa neex wax naa la ko. ban mazhab la léegi est-ce que la may mazhab pour ma ne wax ko nit ñi may laaj mazhab mooy la li après bu émission bi jeex naa de wax ma ko wax mazhab mooy école fi nga professeur rek ak mazhab waaw comme nga ne université bi wala université bi waaw kañ waay léegi mazhab Ahmed ibn Hanbal moom Ahmed ibn Hanbal ci boppam moom moo wax ni dagan na ci kii sëy jigéen gi sëy muy utiliser lu dagan pour bañ a am doom lu dagan biir maanaam soo nee lu dagan mooy garab boo xam ne dagan na waaw c'est doom yoo xamante ne dagan na waaw mooy muy utiliser doom yoo xam ne dagan na pour bañ a am doom bu fekkee da lay lor nag déggal ma la bu la dee lor kay mooy daganatul mais est-ce que xool nañ ci loolu professeur non déggal ma la man waxuma Ahmed ibn Hanbal moo ko wax waaw mazhab te kooku ci ñeenti école yi gën a bokk la suñu mbokki ibaadu yi Arabie Saoudi mooy seen ngir moom moo wax loolu ci boppam ibn Hanbal waaw
moom sax wax na ni bu ko neexee moom ku jigéen ki sax mën na koo nëbb jëkkëram waxuma de Ousmane Ndiaye waxul Ahmed ibn Hanbal moo wax maanaam ngay planifier nëbb ko sa jëkkër waaw di jël ay pilule nëbb ko sa jëkkër waaw imam Shafii nëbb ko sa jëkkër waaw imam Shafii boo demee ci mazhab imam Shafii imam Shafii nee na moom d'accord la Ahmed ci benn point mooy na ko jëkkër di yëg mais d'accord nañ ci utiliser loo xamante ni mën ngaa bañ a am doom mais loolu day fekk amagoo xanaa déglu la maanaam ñoom sax ci mazhab boobu ci lenn ci Shafii ñoom nee nañu waaw jigéen gi ak góor gi mën nañoo takkante ne ñu bëgguñoo am doom fan la ñuy teg tazawwajul waludul wadud fa inni mukaasirun bikumul umamam yawmal qiyaama fan lañ koy teg ok hadis boobu wala wérul hadis boobu ma leeralal la ko hadis boobu boo demee ci borom xam-xamu hadis am na kuy seetaan naan Zeynab firil li nga wax mooy dañ ne yonent bi def ni waaw takk leen jigéen ñiy jur ba pare am cofeel ngeen am doom yu bari ma di ko tiitaroo puukarewoo sama ma xeet di ko puukarewoo ëllëg hadis boo si dee tegtalu Abdallah pour araamal dara wala pour daganal dara day nekk hadis bi mucc ci ñaari ayib yi mooy source bi ñëpp d'accord na ni wér na ñaareel bi texte bi amul benn interprétation léegi hadis bii wax ni yonent bi nee na takk leen ngeen jur ma tiitaroo ko source bi am na werante borom xam-xam yu bëri nee na wérul moo tax hadis boobu kenn yóbbu ko ci excellence ñii passable lañ ko may ñii daif lañ ko may très bien texte bi interprétation boo xam ne dañ see wuute ñi ni bari waay bi ndax la ndax qualité la wala quantité la parce que l'islam quantité la gën a bëgg ci qualité la gën a bëgg ci qualité maanaam qualité la gën a bëgg ci quantité kay maanaam fukki doom yu góor yi taxawal benn doom bu góor tekki moom lañ gënal moom gën a bëgg macha Allah boo demee ci mazhabu imam Malik bi ñu nekk imam Qurtubi moom moo defar tafsir jaami wal ahkam maanaam imam Qurtubi boo ko bëggoon a xool ci mazhab imam Malik xam nga nan la mel mi ngi mel ne nga ne Cheikh Rafal ci yoonu Murid wala Alaaji Maalik ci yoonu Tiijaan kon kooku du ku ndaw dëgg la imam Qurtubi moom nee na ku góor ki mën na empêcher mënuyoom pour bañ a am doom te dara du ko si fekk saxaaba bi ñëwoon ci yonent bi ne ko man dama sama jaam bi bëgg naa di jëflanteeg moom mais bëgguma mu ëmb ndax mën naa def al azlu lan la ko tontu déglu ma Muaz hadis bi ma lay wax lii mi ngi si daraja saxiix maanaam wér na Muaz nee na ñun jamono yonent bi dan daan séeg suñuy soxna bu ñu demee ba war a daanu rocc ko tuur ko faneen ndox mi mënuyu bi ñu tuur ko faneen pour bañ a am doom biir Muaz nee na jamono bi ñu koy def yonenti baa ngi dund alquran a ngi wàcc benn hadis beneen hadis bi nee na yonenti baa ngi dund alquran a ngi wàcc su araamoon mu tere ñu ko maanaam al azlu mooy aju maanaam boobu moyen la woon pour bañ a am doom ci noonu lañ koy doxale boo ñëwee ci yonent yi di nga si gis yonent yoo xam dund nañ ba faatu amuñu doom nga gis waaw nga gis ci yonent yi koo xam dund na ba faatu benn doom la am muy Zakaria suñu maam Ibrahima ñaari soxna la am ñaari doom la am Ishaq ak Ismaïl jeex na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam mooy suñu prophète sallallahu alayhi wa sallam moom njabootul set la amoon xoolal Abdallah 11 femmes nga takk fukki jabar ak benn am si juróom-ñaari doom loolu njaboot nga Aïcha mu nekkoon soxna yonent bi musul am doom musu koo jooytu musu koo naqarlu musu koo wax yonent bi ñaanal ma am doom kon objectif bu sëy du doom professeur loolu la bëgg nga xam ko d'accord mais Aïcha dafa nekk jigéen boo xam ne du am na jigéen ñoo xam ne duñu am doom mais kii am doom war ko mën a am toll ci ba pare lànk na du ko am nag kooku la ñuy wax waaye léegi ma wax la benn affaire Ummu Salama bi ko yonent bi takk am na doomu jiitle jëkkëram faatu mu takk ko kooku doon mu mënut am doom mën naa am doom te mu amul ak doom yonent bi dafa demoon ménopause mag la woon dafa demoon ménopause mag la woon déedéet non dafa nak ma wax la mais am na ñoo xamante ni yonent bi salaam takk na leen te demuñu ménopause parce que Khadija moom mi ngi am 45 ans Sawda rek moo ko magoon à part Khadija soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam à part Sawda soxna yëpp Khadija leen magoon te Khadija jur na ñëpp kon demuñu woon ménopause mais li ma la bëgg a xamal foofu mooy li ma la bëgg a xamal foofu mooy waaw li ma la bëgg a xamal foofu mooy ngeen wax mazhab yooyu sant fi ne ménopause am na ñoo xam ne ménopause nañ te da nga naan ni ban mazhab nga ko jëlee waaw xaaral ban mazhab nga ko jëlee ci Abdallah boo demee ci mazhab Ahmad ibn Hanbal nee na jigéen gi mën nay sëy te du si bëgg a am doom dagan na mu utiliser garab boo xamante ni mën na koo tere am doom mais na garab bi dagan comme bu mu nekk sàngara comme ni ngay faj comme sibru rek boo deen jël garab na garab bi dagan non mais professeur wax ñun Sénégal la ñu nekk waaw da ngay takk sa jabar mais da ngeen di bëgg a am doom waaw mais naka ngay takkee soxna soo xam ne amul intention jural la doom est-ce que kooku bëgg na la waaw xaaral ma wax la benn affaire muy baan man li ma la wax dama ne la xam nga am doom takk jabar am doom c'est-à-dire bu ko généraliser bu ni force rek boo takkee jabar da nga war a am doom
mais dama laa bëgg a xamal ne ki bëggula am doom amul daan bu ko l'islam teg waaw tey ma wax la dara tey force de dégg defati la waxul am doom par force del na ki war a am doom mën a am doom te bëgg koo am di jël ay loolu lañ wax xam nga doom moom yàlla moo ko indi foofu la wax man la dagan na ci l'islam ngay sëy man ma takk jabar ñun ñaar ñëpp mën nañoo am doom ñu ni bëgguñoo am doom di utiliser garab goo xam ne dagan na pour bañ a am doom kooku dama ne dagan na ci l'islam mooy lan Ousmane Ndiaye loolu loolu pour lan la non dagan na bu nu ma pour lan c'est-à-dire mais dafa mel ni monsieur Biaye dafa am lu mu bëgg a tontu professeur wax ne rek Sénégal dina difficile trop Sénégal dañ ne suñ société nataliste muy góor muy jigéen ñëpp désir am doom moom daf fi fort dañ koy encourager donc ba léegi nit ñee ngi jur donc dañuy jaawale ni indice de fécondité ak taux de natalité am na différence ñi ngi jur ba léegi taux de natalité bi comme c'est important maintenant c'est vrai que bëri na ñoo xam ne dañuy yàgg encourager pour que ñuy def espacement gis nga lii kii doon wax professeur doon wax léegi débat ci luy un peu daganal espace naissance bi ñuy dugal programme planification familiale Sénégal dafa jafe woon mais dañ seet magu l'islam yi ñu dooleel ko jël base ci li mu wax nii ba finalement soo xoolee Sénégal li ñu naan méthode traditionnelle moo gën a bëri ba léegi méthode moderne muy femme moderne ak femme rurale yëpp ba léegi méthode traditionnelle la ñuy utiliser. mooy traditionnel mooy lan. comme ni mu wax mooy Sénégal coït interrompu. waaw c'est-à-dire que voilà ma jox la benn affaire man sama papa. voilà seen Souleymane Ndiaye Karaale. dafa daan defar téere nef lu mu wax ni daf daan defar téere nef. maanaam téere boo ko takkee. doo am doom boo bëggee am doom nga tekki ko. waaw mooy nef ko dañ kaa takk kooku situation la loolu situation xam nga kii nef dafay sax aju ci day dem sax li ma la bëgg a xamal mooy dama ne la dagan na ci l'islam waaw nit ki amul benn problème pour bañ a jur mu neex ko mu ni du ma jur kooku amul benn daan kay dagan na amul bakkaar amul si dara loolu laa bëgg ñu xam ko maintenant na bëgg naa jur demal nga juri bëggumaa jur mais man atte bi ma lay wax mooy bul ne rek bu ma jur damay am bakkaar duñu la teg benn daan maanaam jigéen gi mën na ni damay sëy te bëgguma ci doom te benn daan ci l'islam amu ko loolu rek laa bëgg mu leer waaw loolu leer na mère Thiam xam nga lu ma jaaxal waaw monsieur bi dama gis doon wax ni que muy góor muy jigéen suñuy sëy généralement sooy dem ba sëy di ngeen bëggante donc déjà da ngeen di bëgg dëkk par amour ba pare boole si bëgg vraiment seen bànneex am doom donc doom souvent day andi coloré doom mooy c'est le fruit de l'amour li ko xale tubaab le fruit de l'amour c'est le fruit de l'amour donc vraiment loo xam ne muy couple yëpp dañ koy encourager maintenant li mu wax effectivement day am ñu dugg en mariage des fois yi naan nit ki dafay soxla ñu tette ko ci rôle lu jëkkër xam des fois da ngeen di sëy soit même sax soo leen yàggee génn xamante woo leen parce que mosoo leen dëkk ngeen commencé que ba dëkk jikko yi commencé feeñ humeur yi dal ba finalement muy andi un peu ce repli n'est-ce pas ba finalement xale bu jigéen bi di xalaat naan xaaral ma toog tuuti parce que loolu c'est souvent la mooy gën a andi aussi dafa am lu ñu wax naan entrée tardive au mariage surtout dans Dakar bëri na léegi ñoo xam ne dañuy yéex a sëy vieille fille donc voilà souvent waaw ñu naan vieille fille su yéex a sëy ba pare généralement nga ñëw encore di xaar 1 an 2 ans pour am doom soo commencé jël donc souvent méthode contraceptive loolu mun na am un peu souvent un peu effet aussi déjà donc entrée tardive au mariage day gën a jouer mais lu ñu wax naan changement c'est vrai que changement am na n'est-ce pas changement am na jamono bi metti na ñun muy sociologue muy démographe tel duñu nasaraan ay sénégalais lañu te ñun suñu sociologie sax dañuy refuser di naan dañuy jéem a wéeru ci nasaraan yi nasaraan dañu am seen sociologie ñu am suñu sociologie Sénégal ba pare di ko wér ci suñuy askan ci lu ñuy dund donc duñu ñëw di encourager li nasaraan yi di dawal dañuy xool d'abord dañuy bëgg a yeete dañuy xool Sénégal nu ñuy dundee nan la ñuy doxalee pour gis ni est-ce que ñu ngi toujours nekk à jour ci suñu aada yi wala suñu aada yi am na ñuy changer donc pour gis ni comme par exemple li information la démographie yi ak sociologue ñoo ko bind gis ni Sénégal day indice de fécondité wàcc na léegi lan moo ko andi est-ce que ci jikko yi la est-ce que ci changement yi la est-ce que santé comme li waxta la naan affaire malnutrition pauvreté mu ngi am ba léegi Sénégal mais information li ngeen di def da ngeen yokk information jigéen bi nekk ci ginnaaw Kaffrine ginnaaw tel day am information sur sa santé ba xam ni doomam léegi war na seeti docteur war na seeti infirmière lekk bi diwlin bi baaxul tel aliment baaxul ba finalement loolu dafay gën a yokk santé ba même nutrition dañ ko woon ni yow de balaa ngay dem uti aliment bu riche bi nebadaay bi ñebbe bi tel mun na yokk sa doom santé loolu dafa gën a bokk ci malgré la pauvreté malgré la crise mu gën a yokk un peu santé sénégalais parce que information léegi ci information yi nag suñu jigéen ñi Sénégal muy urbain muy rural
suñu yaay doon am ay 10 doom dañ doon bool liggéey kër bu metti déjà liggéey kër bu metti ba pare dem tool dem tel loolu da doon andi souvent fatiguement moo tax ba finalement li ñu naan Sénégal taux de mortalité maternelle ci taux de mortalité maternelle yi gën a élevé ci Afrique la bokk. Sénégal donc suñ taux de mortalité maternelle dafa élevé parce que quelque part dafa am d'abord déficit hôpitaux yi gynécologue yi nekkuñu fépp gynécologue pourquoi ñu koy soxla ci césarienne césarienne da doon ñëw pour régler problème mu santé parce que dañu gis ni jigéen ñi dañu doon ëmb di war a accoucher sage-femme rek nekk fa moo am grossesse difficile sage-femme mënul pratiquer césarienne ñuy encourager formation gynécologue ba leen yóbbu ay Kédougou dans les zones reculées. ba Sénégal sax normalement la césarienne est gratuite. parce que ci politique. mais c'est bizarre ba léegi dans les structures publiques. waaw dans les structures publiques n'est-ce pas. maintenant dans les structures telles mais dans les structures publiques il faut arriver à fay. maintenant warul am abus. parce que dañ ne opération ultime recours la. du jigéen kii mooy programmé. c'est le gynécologue mooy xool kii. parce que souvent dafa am soit mariage précoce wala koo xam ne tardivement lay am doom ñu gis ni kii sonn na. sa tension yéeg na tel suñ ko bàyyi mu accoucher normalement day difficile si moom ñu ne xaaral ñu programme bon léegi dafa am discours ñu naan dañuy créer abus parce que xaalis la parce que bon temps bi marché la comme marché la di def c'est-à-dire que xam nga médecin bi dafa war a xaar mun na ñëw par exemple 8 heures accoucher 17 heures léegi maintenant ñiy tooñ médecin yi dañuy naan xam nga entre 8 heures et 17 heures le temps muy mot sooy xaar mun nga fa def 3 ou 4 césariennes n'est-ce pas donc naan mu doon affaire du marché loolu la ñuy tooñee un peu naan ba finalement césarienne dafa commencé bëri mais pour dire en tout cas vie de couple yi jigéen Sénégal léegi effectivement du mu wax dafa am crise mariage mais quand même divorce yi bëri na ba finalement souvent ci ni ñuy sëyee parce que léegi même sëyu internet dafa am da ngeen ci koo xam ne ci Facebook nga ko xamee ngeen xëy marié xamante woo leen ngeen dem dugg ak xat-xataayu kër yi parce que ñëpp amuñu chance mën a yóbbu seen doom seen kër goro wala mën a yóbbu seen doom sa kër yaay parce que souvent da ngeen ñëw dëkk en ville urbaine sa goro yi wala sa yaay ñu ngi très loin n'est-ce pas donc amoo chance ñi ko am chance la ñoo xam ne nga mën a dëkk quelque part mën a sa doom soo wàccee chaque fois di ko dénkaane sa kër goro sa kër yaay bon peut-être aussi monde moderne day tooñ comme ñoom Louis dañuy soxla de temps en temps yi naan famille nucléaire nga xam ne yow sa jëkkër rek say gën a am intimité say gën a am vie tel di def comme damay tooñ fil xale yi naan di def comme Pod et Marichou naan sama yëf ak tel bon ça aussi c'est une nouvelle forme de vie boo xam ne bi xale yi léegi demandé donc muy expliquer mais quoi qu'on dise daal changement am na n'est-ce pas mais yow en tant que sociologue noo gisee statistique bu ANSD bi. mais xam nga statistique ANSD dañ ne soo xoolee ñoom dafa conforme ak benn projection Sénégal dafa defoon ay efforts yu rëy ci politique d'espacement des naissances depuis 97 doon xool ni parce que lan la doon ut mooy xam nga dafa am taux de croissance économique suñu mee taux de croissance économique ak taux de croissance démographique gën a fort taux de croissance économique souvent lu ñuy gagné ci économie duñ ko mën séddale ci réew mi par exemple ñu ngi wax affaire chômage su Sénégal liggéeyee am xaalis bu bëri mais xaalis bëri boobu suñ koy tasaare ci dëkk bi du mën parce que par rapport ak nos populations yi duñ mën a construire assez d'écoles duñ mën a construire parce que dañ ne chaque année dafay am 100 000 demandeurs d'emploi de plus day am temps de naissance soo amee temps de naissance il faut nga programmer école université daara ak tel ñu gis ni état amul doole boobu léegi nan lay def pour contrôler mais loolu niveau état la mais deuxième chose même nit ñi n'est-ce pas nit ñi gis ni aussi ñun dañu am problème mu santé maternelle dañu am problème mu santé infantile taux de mortalité infantile dafa fort tamit léegi soo bëggee gérer am xale yu dëgër am jigéen yu am taxawaay il faut nga régler seen santé léegi ni ñuy régler seen santé mooy permettre à ku jigéen ki mu vivre correctement santé de son corps léegi nag santé de son corps du sax contraception comme ni ñuy wax ñu bëri méthode traditionnelle la ñuy utiliser tranquillement mais informer ko xamal ni éviter neef parce que daf fi bëri woon n'est-ce pas grossesse précoce grossesse rapprochée grossesse non désirée donc ak yeneen menaces yoo xam ne doon sonal waaw grossesse non désirée parce que tamit yooyu bëri na fi ba léegi donc viol yi ñu dem ba finalement ñu dugal ay programme loo xam ne daf ci am partie contraception partie information dem ba vraiment yee jigéen ñi ba pare yee famille yi n'est-ce pas parce que bu njëkk dañu doon def loo xam ne amoon déformation li nasaraan bi wax rek il faut faire tel ñu topp n'est-ce pas mais ñu dem gis ne non suñ toppee nasaraan bi c'est pas bon nañ def approche famille boole si waa kër diine yi
n'est-ce pas bëri na beaucoup d'imams yu nekk dans les programmes de santé aider sax Sénégal lu bëri ci politique par exemple de lutte contre le sida parce que dañuy xaw a boole soo xoolee Sénégal mu dëkk yoo xam ne moo gën a néewale taux de prévalence sida parce que quelque part diine bi dafa fort déjà yàgg na ba léegi 1% la diine bi dafa fort école daf si am rôle parce que très tôt dañu ko jël en charge médecins yi liggéey ci donc loolu yëpp moo boole ba andi ñu am lii c'est-à-dire du question ndam ah parce que baisse de lii naan programme état yee ngi fii travail de statistique yee ngi fii mais deuxième chose changement sociologique parce que quoi qu'on dise jigéen yi suñuy liggéey man gis naa ay jigéen yoo xam ne dañ doon liggéey par exemple HLM ñu ne bon man damay sëy mais am naa samay tailleur damay jaay ay dàll su ma dégg ne tey Italie am na benn arrivage tissu wala arrivage dàll bu bees fokk ma dem fekkee aw ma jëkkër bu am compréhension bu may bàyyi ma dem finalement damay obligé bañ a sëy wala bàyyi ko fi dem Italie dem uti marchandise parce que lan moo ko intéressé moom muy vie économique n'est-ce pas donc vie économique bi boobu day gën a léegi su moom su xoolee ni dafa war a dem Italie war a dem andi ay bagages war a def ay activités. doo ko mën a booleeg doom daal. doo ko mën du ma sax doo ko mën booleeg doom déjà ménage rek. nga xam ne day difficile. parce que pour nga am doom foog nga am ménage bu stable. donc pour nga mën a toog gérer doom day difficile aussi. mais monsieur Bié xam nga nag ñun dañu am suñuy réalité. ñun fii Sénégal dañu am suñu ay réalité non seulement ñun ay jullit lañ majorité bi ay jullit lañ. beneen bi gis nga actuellement belle sœur yi belle maman yi. ku ci sëy te amuloo doom ñu wax la ko ñu ñàkk la koo wax ndem ki nga xam ne moom tegu ko boppam rek dañ koy coow waxuma la nag ki ko war a programmer mooy li mère Thiam doon wax léegi man gis naa koo xam ni gorom daf ko doon wax garab sax bu nekkee sa kër dina ruus wadd xob yi dina ruus wadd tellement dafa yàgg te amul doom moo tax bi mu commencé am da ko enchaîné yàlla na ko nag goro bi tey laa la doon xaar yow ndax du yow yaa yor mbir yi nekkul ci sa loxo ñun dañoo am ay réalité baal ma mère Thiam gis nga démb ki doon def ñu doon am doom comme ñun suñu yaay yi tey ñun ñi nga xam ne dañoo toll ci jur te juruñu ñoo gën a feebar ñoo gën a am problème nañ waxante dëgg nag wax naa ko léegi te xoole affaire césarienne bi jigéen boo defee 3 césarienne gis nga gaz bu ndaw sax mënoo ko yëkkati man sama rakk yi ma nekk li ma mën a liggéey mënuñu ko bu ñu nekkee seen kër sax siburu maa ñëw def lépp yow ñoo ma feebar ndax ku ci ne da ngay dem programme gis nga docteur too ñu leen de maa leen ko docteur Diop docteur Cissé yéen a ngi may dégg maa leen ko wax césarienne dong ngeen fi nekkee xam nga lu ma jaaxal mais mère Thiam programme dem indi doom dem man sama benn peccor ba dafa toog ba saa mu ne ma bul dem fenn de ndax tel bis laay dem amee doom faale ma ko ma ko da nga yeb askan bi sax loolu ma gis ma yooyu man jàng naa école de mais man yooyu dem pa dafa mënoo ko dégg daal dafa ma jaax parce que man dama ne lu ne yàlla ñun am naa sama benn tànn ba am na lu ma 17 doom waaw mais mère Thiam te xoolal moo ma gën a wér moo ma gën a wér moo ma gën a wér gis nga boo jurulee da ngay wéradi loolu moom ku ne mën na koo xam boo ko bu fekkee ni yàlla bindaale wu da ngay wéradi non non mère Thiam est-ce que mère Thiam may ma ñëw gis nga oto bi nga yor nga dawal ko fii ba Tamba dawalaat ko ñëwaat dawalaat ba Tamba dawalaat ñëw nombre kilométrage bi tàngaay bi muy demee noonu oto bi du àgg 2 ans moteur bi day daal di yàqu muy gën a gaaw tali baaxul même bu tali bi baaxee xoolal tali bi na nekk glace sax boobu man la te fekk tali bi xale dama ne dama lay dog gis nga mbër yi sax mbër yu ndaw yi bu da ngay lekk cere rek xanaa xam ne da ngay daan gis nga xale bu ndaw boo ko takkee xale day jur xoolal xanaa xam ne jëlal mbër mu nef ak mbër mu neful nga boole leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax nee na nef dafay topp nit ki doom ji ba ci yoonu xale ba physiquement du mën a taxaw jëlal mbër mu nef mbër mu nef ak mbër mu nef nga boole leen xoolal mbër mu neful mbër mu nef dina ko dóor muy bëgg a dee déglu ma fii foofu laa la waxee sur le plan médical c'est prouvé caati mujj ci kër yi dañuy màgg yoko ndaxte dañuy fekk papa yaay mag na ñu bujjee mais ñi ñu doomu mag day suñu caar ma ca kër ga loo wax mu tëdd si buru waaye ñu taw dëgg la foofu day fekk suñu yaay loolu seen doole ngi jeex xool c'est relatif man mii ngay wax may ma doomu mag la suñu yaay seen doole jeex mais taaw yi ñi ci topp les 10 premiers foo leen fekk ay Balla Gaye lañ waaye ñu suuf ñoom day dox kayan mais ma leeral la foofu tuuti rek gis nga kii jur daal la ñu wax jur leen mère Thiam dafa nànk yéen sam góor te ngeen bàyyi li ngay naan ba ñu jur leen dégg naa nag waaw dégg naa góor mooy nef mais pas jigéen waaw xam nga tey boo xoolee waaw xam nga lu ko waral parce que góor gi su amul ak yow dara mënoo am doom parce que tamit sa jabar bu ëmbee ba pare ba wasin ba commencé gisaat règle xam nga valable na pour jur mais yow ku góor ki boo séqal moom du jur mais boo séq moom dafay daal di jur c'est que lenn laa bëgg ñu xam ko wax nga sànq nee nga da ngay gis kuy sëy si kër yéex a am doom ñi di ko kanaate di ko kii ba tas ab sëy waaw
moo tax ma bëgg ne leen ñun Abla réew mi dañoo soxla xam-xam soxlawuñu rek li fi nekkoon soxlawuñu benn affaire rek duñ ay dictateurs yi dañoo soxla yeneen i xam-xam tey ki toog si këram mënu la am doom ak jëkkëram bu déggee ma ne ko l'islam objectif sëy du am doom daan du la si teg dana garde sëyam yonent bi sallallahu alayhi wasallam 11 soxnaam yëpp xoolal 10 soxnaam yëpp sëy naa ak ñoom ba ñu génn àdduna ñu téenjante li ko ñu koy waxante xaar ñu suurante te amuñu ak ñoom doom te amuñu benn problème ci loolu c'est que lenn laa bëgg ñu xam ko mooy gis nga bu ñu bëggee émerger yow ma Abdallah foog ñu émerger suñu mental xam nga leen def foog ñu yéegal suñu niveau xoolal foog ñu yéegal suñu niveau am ouverture d'esprit bañ a gëm ne rek jigéen dafay war a nekk pour jur 100 francs ku bëgg a jur jural téeméer mais ki bëggul a jur non xaaral mais ki bëgg a jur Abdallah ki bëgg a jur jural 100 kenn l'islam terewu la ko ki bëggul a jur dara l'islam terewu ko non la ñaari laa bëgg ñu yemale leen ki bëgg a jur la jur 100 l'islam terewu ko ki bëgg la jurit bu mu jur dara l'islam terewu ko yonent ñëw na njaboot lool yonent ñëw na ñàkk doom waaw kañ xam nga fan lañ bëggee nga dimbaluñ ci dañuy ñëw ci kër gi ne ci kër gi li Zeyna wax léegi ñu ne garab sax bu nekk ci kër dina doon ay rose ñu di la ko wax ba bëgg a tas sa sëy loolu fuñ koy teg xam nga yàlla xam nga kon nag li ma la wax ni dañuy arrangé ci doom kay waxaale sëy kay waxaale ci doom waaye sa baay neex na ci de yow sax xam ngay neex na ci nga takk sa jabar ngeen toog 2 ans 3 ans ngeen ne ci kër gi rek ngeen ne ci kër gi dem après da ngeen mais l'islam objectif da ngay jékki-jékki da sa jabar daf lay soox cause bi tax ngay takk soxna l'islam doom taxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn signé waale ko ci sëy bi xool ban cause la wax dañ la takkal jabar pour doon jaale kenn signé wu ko de doo defi lu araam maanaam cause bi tax ngay takk jabar du pour jur wax naa loolu kenn signé ko ci waaye baax na ci de maanaam takk jabar sax du obligation ba jur di obligation maanaam li waral nga takk jabar obligation la ci ko commencé mu nekk obligation xam nga obligation mooy la xam boo ko deful ñu daan la man da ku ci tool te deful ko dañ lay daan ku lay daan waaw yow Ibnu Mas'ud leen yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ak bañ ku dee ci célibataire amul jëkkër amul te bëri saxaaba yu dee ci célibataire mais yonent bi dina bañ saxaaba professeur bul takkale góor yonent bi dee ci célibataire nag yonent yàlla Isa noo koy def yonent yàlla Isa noo koy def mais kooku mënu ma wax loolu noo déedéet xoolal shar'u man qablana boo dee jàngu usul dañ ne la shar'u man qablana shar'u lana illa ma mana'ahu shar'u maanaam yonent bu passé déglu ma rek non ku bëgg a takk di nga takk mais dama ne la ku bëgg a takk di nga takk mais ku bëggul a takk bu ko forcer mu takki xoolal ya ma'shara shabab man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj xoolal condition bi rek xoolal li mu wax ni yonent bi dafa ni yéen jeunes yi daf ngeen takki jabar mu teg condition xoolal mu teg condition ban condition xoolal man istata'a ku man minkum ci al baa'ata xam nga la mooy baa'ata baa'ata mooy xoolal physique mu jël téléphone baa ñu jël Malick Malick salaamaaleykum na ngeen def na sant yàlla alhamdulilah tabaarakallah waxtaan bi de neex na loolu sax su doon suñu sago ñu déglu lante rek ñu déglu lante dafa am solo xam nga bi dafa am solo lool waaw oustaz rek laa bëggoon tuuti mu yokkal mu ci xam-xam xam nga Ibnu Hanbal boobu nit ki mën na sëy saa mu am doom moom mooy lislaam moom fa jël xelam kon naa moom fan la teg mën a sëy te mën a jur ci am doom moom ci fan la ko teg ci alquran parce que moom école yi foog ñu xam ne école yi ñoom ñooy islam parce que ñun ñëpp dañu war a dellu ci alquran moom mu wax ñu fan la teg ne ñaar mën nañu sëy te du ñu am doom te war a am doom loolu bëggoon naa mu leeral na ko yàlla beneen bi mooy nit war na xam ne épp yi ku ci nekk day wax gis-gisam ci wàllu alquran amul kenn ku ci bon mais ku ci nekk dafa war a am gis-gisam rek wante jullit yëpp ci alquran la ñu war a delloo dëgg la dañu war a dellu alquran yoon la rek suñu waxee ne léegi islam moom daganal na nit ki muy sëy te mën a jur du am doom l'islam daganal ko ci tax ñu wéer ko ci école rek soo moytu ñu am problème loolu daal vraiment bëggoon naa mu wax ñu foofu fan la ko rek parce que waxu jàmbur la fi wax léegi mooy Ibnu Hanbal boobu te école la moom Ibnu Hanbal boobu am na teg loolu ci alquran loolu daal bëggoon naa mu àggal na ko dégg na ko Malick jërëjëf pour mu
am ci vraiment li ma ci bëgg jërëjëf tonton Malick ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax professeur dañuy dem ci duplex bi te ñëwaat wala nga tontu ko. non tontu ko parce que mi ngi toog di déglu. c'est-à-dire xam nga la mooy suñu problème Sénégal Abdallah dafa am atte yoo xam ne dafay nekk ci alquran am atte yoo xam ne doo wër alquran ba gis ko fi amul ci alquran am atte yoo xam ne dafay am ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am yoo xam ne woo ñëwul ci waxu yonent bi Muaz ba ko yonent bi yabal ambassadeur dañu ko bu problème ñëwee noo koy atte mu ne ko alquran mu ne ko bu fa nekkul kon yonent bi gëm na ne am na lu nekk ci alquran mu ne ko ci sa sunna mu ne ko bu fa nekkul mu ne ko ma utiliser sama intelligence mu dóor loxo bi ne ko merci très bien excellence amul ci alquran benn aay boo may indil yàlla ne takk leen ngeen jurante amul waaye am na ci alquran fu yàlla waxee ni dafa yónni woon ay yonent ñuy am doom di takk ay soxna di am njaboot waaye am na ci alquran xoolal ma wax la benn alquran xanaa xam ne xanaa wax la benn affaire azwaajan wa xanaa wax la benn affaire boo demee ci alquran doom da koo xas ŋàññi ko almaalu wal banuuna zinatul xayaati waaw déglu ma am na beneen bu gën a garaaw am na bu gën a garaaw boobu xoolal inna min azwajikum wa awlaadikum aduwwun lakum alquran nee na doom ennemi la doom mën na yóbbu nit safara alquran nettali nañu nee nañu am na koo xamante ni bu ñu rey woon doom mu dem safara waaye alquran maanaam boo demee ci alquran dafa ŋàññi sa ñi am doom man gisuma fenn si alquran mais alquran waxul inna min azwajikum wa awlaadikum aduwwun nel benn ñaareel benn alquran nettali wuñu nee nañu am na koo xamante ni bu ñu reyul woon doom mu dem safara doom ji nañu rey carrément moo tax mooy xadra loolu amul ci alquran kon amul ci alquran fenn fu alquran benn aay bu ñëw di encouragé ne jur leen amul alquran sax dafa ñëw ni ñiy jur ñuy yokk xeetu yonent bi professeur moo tax ma ne xadis boobu dafa am problème professeur tegal foofu sa baaraam ñu seeti Pa Ousmane léegi Pa Ousmane Pa Ousmane salaamaaleykum waaleykum salaam Zeyda maa ngi lay na nga def ñu ngi lay ziar yàlla na nangu ziar mbaa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi sant bu baax loo xalaat ci suñu thème bi waaw thème bi complexe na mais aussi bëri na ay facteurs yu koy indi mais man ci benn rek laay taxaw boo xoolee àdduna bi ni muy doxee léegi da ngay gis ni jamono ñun dañ naan jàng ay baby boom baby crash da ngay gis sax ci nasaraan yi ñoom léegoo léegi sax lu mel ni ay njur yu bëri dañu jàpp ni gàllankoor la te boo xoolee ñu nga yëkkati kàddu gi tuuti waaw ma ni da ngay gis ni nasaraan si ñoom léegoo léegi ay jur yu bëri dañ koy gisee ni gàllankoor waaw te léegoo léegi suñu réew yi en tout cas ci Afrique dañu gis ni ñoom nasaraan si dañ ci am taxawaay léegi nag may bàyyiloo xel nit ñi pour ñoom seen politique yi ñuy bëgg di mëne à ce que jur bi mën a wàññeeku daf ci bokk facteur bu am solo mooy li ñuy jëfandikoo xam nga tey kenn du yeewu te doo am loo def sa biir ma kenn du yeewu te doo am loo def sa biir amaana nga woor même boo wooree sax foo jaar di nga am loo def sa biir léegi nag li ñuy def ci biir yi nañ ko bàyyee xel ci jamono ji dëgg la parce que léegi loolu aussi facteur la ci bugguma indexé ñenn ñi wala ñenn ñi jëfandikoo yenn ci ay produits yi nga xam ne dañ grande consommation lañ ko waxee mais léegi yooyu dinañ ko ci prox ndollu nga xamante ne mën nay indil ñenn ci góor ñi infertilité comme ni ñu ko waxee man ci pàcc boobu lay taxaw mais bëri na ay facteurs bëri na ay affaire daal yu nekk ci biir waaw yu ci comme dañuy wéyal thème bi xam naa mbokk yi dinañ ci xalaat ñun tam sax ñu gën cee xóotal suñu xalaat sa journal naka lay demee noonu waaw journal tey bi dinañ ponk yi ci gën a fës ñett la bi ci jiitu mooy li nga xamante ni mooy grève de la faim bu ñenn ci ay maanaam farandoog Khalifa Sall yi di amal tey doon juróomeelu fan juróom ci ñoom sax dañu leen a mujj yóbbu ca hôpital ndax dañoo sonn xam nga juróomi fan ku ko toog te lekkoo daanaka mën naa indi ay jafe-jafe waaye ñoom nag la ñu fësal mooy ni duñu bàyyi combat bi lu ñu dañu bàyyi ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall ndax jàpp nañ ni ñu ko jàppee dara tegul ci yoon lu may wàllu politique loolee dinañ ci dëkk nu mu gën a yaatoo dinañ ci boole it li nga xamante ne mu ngi xew jamono ji ca Birmanie nga xamante ni daanaka àdduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaane donte sax am na ñoo xamante ni dañu cee noppi mu mel ni communauté internationale ak ñi nga xamante ne ñooy monde islamique lu ni mel nag daal di jaaxal trop sociologue bi di Mamadou Wane di it kuy xeex ak yelleefu doomu aadama moom jàpp na ni réewum Birmane ñii di cour pénal international war nañ leen mën a daal di topp ndax jàpp nañ ni jëye jooje ñuy amal ci ñi nga xam te ñooy Rohingya si teguñu ko ci dëgg loolu it dañ ko yaatal ci xibaar yi dina ci bokkit gox bi nga xam te ne mooy Taxum nekk ca commune bu Malicounda askan bu fa yeewoo tamit am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram waaye it ñu gis ni la ko sooke mooy gox boobee dafa sori loolu ak ñi nga xamante ni mooy commune ba waral ba maire ba taxaw temm ngir ñu samp yeneen ci ay bërëbu fajukaay ngir mën a féexal askan wi ci seen wàllu faj loolu it dina ci
bokk muy ñetti ponk yi nga xamante ne moo gën a fës si suñu jotaay xibaar yi nga xamante ne ñu ngi jox rendez-vous askan wi bu benn waxtu jotee ci bëccëg. kon faram-fàcce bi ci kanam lay doon benn waxtu. mu ngoog. kon dinañ la ci teewlu incha allah. incha allah jaajëfal nañ la. jërëjëf soxna Zeynab jërëjëf Ousmane. professeur. waaw aay yi nga wax ni. gis nga aay ci alquran xoolal alquran. xam nga aay xoolal déglu ma boo jëlee alquran nga jël 5 aay. 4 aay 5 aay yu wax ci doom 4 aay yëpp da leen a xas ŋàññi leen. almaal wal banu zinatul hayat dunya nee na doom alalu àdduna rek xas la du dara. inna min azwajikum wa awlaadikum aduwwun lakum nee na doom xoolal doom ennemi la rek no xaaral ma ñëw doom ennemi la mën na laa yóbbu safara am na beneen aay boo xam te ne awlaadakum fitnatun nee na fitna la boo demee ci alquran nettali nee nañu am na koo xamante ni bu ñu rayul woon doom safara la jëm doom joo ko waroon yóbbu àjjana dëgg la certes am na doom yu baax yaa ngi dégg mais dama laa bëgg ne la amul ci alquran benn aay boo ma indil ci alquran yàlla ne dem leen ngeen juri amul professeur bokk na ci li ñu yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam boo fi jógee yi lay topp boo fi jógee yi nga fiy dese doom ju baax ju lay ñaanal waaw foofu xam nga la yàlla tamit ni nga waxee dafa ŋàññi noonu la taggee ay doom yu baax kon nag c'est relatif kon nit ki ni mu bëggee jur ku bëgg a jur 100 jural terewuma la ko l'islam terewu la ko ku bëgg la jurit bul jur l'islam terewu la ko c'est que lenn laa bëgg ñu xam ko mooy Abdallah planning familial bu ñu toon tubaab bi bu ñu waxee planning familial ñu tubaab yi ko fi ni tubaab yi indi wuñ ko fi yonent bi jamono yonent bi la woon ca saxaaba yi ñuy planning yàgg na fi loolu tubaab amagul woon Ahmad ibn Hanbal bii di wax naan garab googu mën nga ko jël Ahmad ibn Hanbal xam nga ban siècle la woon booba tubaab dafa amagul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba saxaaba yi di planning di jël seen ndox di sëy ak seen soxna di jël ndox mi di ko tuur sa biti booba tubaab dafa duggoon Sénégal yooyu ay texte la yoo xam ci jamonoy prophétique la woon jamonoy saxaaba jamonoy tabaani tubaab bi indi wuñ ko fi loolu l'islam da ko imam Qurtubi ba muy traité affaire boobu booba tubaab amagul tubaab indi am benn bàkkaar doo ci am benn bàkkaar benn bàkkaar doo ko ci am daa mel ne am na ku nekk ci ligne bi bismillah salaamaaleykum aleykum salaam waaw maam Aliou Ndiaye de maa ñëwaat rek waaw maa ngi dégg bu baax ci sama baay bi Ousmane xam nga alquran def ne maa farla ci télévision téere bi bàyyuma ci dara donc lépp mu nga fa xam nga man ñemu ma wax ne lii nekku ci àlla man lii gisu ko fa gisuma ko parce que alquran da xóot nit ki mën na gis dara fekkee na mu nga fa loolu am na beneen bi mooy beneen mooy pour alquran diin comme que yàlla dafa ne baxa ñaar de man gisuma ko loolu dana doon nit ki dana neex na dëgg loolu mooy gis ko léegi nag lu mu wax ci wàllu doom man na nekk ci aay yu mu jàng rek ci aay yu mu jàng wante alquran yi ko doy waar lool parce que yàlla ne lépp ko wax sax su fekkee nag ñun mën nañu toog ñu ne lii ko ci alquran boobu tax am nañu ku mel ni man am problème man xam ne su ma wax nit ñi jëpp dañu am problème mais ku mel ni man dana am problème parce que suñu borom dafa ne téere bi lépp mu nga fa loolu daal laa bëggoon daal leerul ñu ngi lay jaajëf question la mais ay yi ma yitteel la parce que damay déglu émission bi te bëgg naa ci xam-xam te comme xam-xam la wante nag alquran kañ naa loo xam ne lii suma ko fa nga te nekku sax nekkuma ko professeur dégg na la sëñ Ousmane alquran man xam-xam jilu ko yëg am na li ma am na li xam ne xawma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah dégg naa li mu wax may ma tuuti rek parce que duñ ma jaxase ak sénégalais yi nag da ngeen ma dugal ci ruq ba pare du ngeen ma may temps bu ma fa leerale d'accord dafa wax nee na Abdallah yàlla dafa ne maa farat naa fil kitaab min shay ba alquran lépp a ngi si bàyyiwuñ ci dara c'est faux man maa wax loolu alquran lépp a ngi ci lépp nekku ci boo ma dégloo ma wax la ko yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñu wàcc ci moom alquran nee na lépp nekku ci kon maa farat naa fil kitaab min shay waaw góore waay moo tax foog ñu jàngiwaat man usulu diin laa def science coranique ci laa am sama doctorat damaa jàng alquran ba am sama doctorat déglu baax la alquran lépp nekku ci yonent bi dafa ni Muaz ba mu koy yabal bu àtte ñëwee looy def mu ne ko ci alquran mu ne ko bu fa nekkul kon am na lu fa nekkul d'accord nga yonent bi nee na maa ngi dem di leen bàyyi
damay ragal ëllëg nit ubbi alquran bàqara ba naas gisu fi ab atte mu bañ ko te fekk mi ngi ci erreur jël leen sama atte ak atte saxaaba yi comme am na lu nekkul ci alquran. mais bi muy dem lan la fi bàyyi déglu ma rek dafa ni leen damay bañ ëllëg nit ñëw daal ni maa ngi def nangam ndax gisuma ko ci alquran te fekk mi ngi ci erreur. ma wax la benn affaire takk nit ak bàjjanam wala takk nit ak tantam dafa araam te nekkul ci alquran ñeent rakka yi ñu julli nekkul ci alquran ñaar rakkay suba nekkul ci alquran suñu palaatu déglu ma rek suñu palaatu bii ñuy def ni nekkul ci alquran ma firil la maa faranaa fil kitab min shay'in baatu fart waxul maa tarak naa hunaaka farq bayna al fart wa tark yàlla néewul bàyyiwuma dara ci alquran mais farat xam nga la mooy baatu farat mooy lu ma def ci alquran amal na la njëriñ lépp lu nekk ci alquran amal na la njëriñ mais waxu la ne la lépp ngi ci alquran président Macky Sall doo gis ci alquran amu ci ñeenti rakkay suba ubbil alquran amu ci. professeur xam nga sa débat yow des fois dafay xóot yow dañ lay. moom moo ko fi xóotal de parce que moom moo ni gisuma alquran moo tax mu bëgg koo xamal ne ko am na ci ay attey diine yoo xamante ni amul ci alquran liqaam bii ñuy liqaam di julli amul ci alquran. am na appel bu am baal ñu leen appel. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di ziara bu baax a baax. ñu ngi leen di macha allah. peut-être réseau bi leerul bu baax mais ñu ngi saa quoi. ñu bañ a monopoliser parole bi professeur nga bañ a monopoliser parole bi li nga wax c'est intéressant mais ñun tam bëgg nañu déglu avis ñi nga xam ne ñoo ci bateau bi li nga wax peut-être am na ñu mu convaincre mais dañ lay ñaan nga may nga bañ a monopoliser parole nga bàyyi ñeneen ñu wax loo xam ne nañu argumenté loo xam ne dina dalal suñu xel ci li ngay wax noonu maa ngi jégalu nag salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. professeur li ma bëgg ñu xam ko mooy la wax nga Ibadu la déglu ma baax li ma la wax mooy dafa am ñuy firee maa farat naa fi alquran yàlla bàyyiwul dara ci alquran loolu laa ne la képp ku ko doon firee yaa ngi ci erreur. d'accord léegi professeur. waaw xam nga ni waxtaan bi dafay wéy ba jeudi incha allah. waaw léegi xam ñu léegi. kon li si nekkul ak a bëri li nekkul ci alquran moo ëpp li si nekk. man déjà man li nga wax gaa d'accord ma ci mais dinañ ci ñëwaat d'accord ma ci man. mais waaw léegi sa ñeent rakkaay tusbaar ñeent rakka foo gis alquran. waxtu tusbaar ak takkusaan timis amul ci alquran. yonent bi moo ñu ko leeral sallallahu alayhi wa sallam. kon nekkul ci alquran. loolu kenn du ko leeral waaye nekkul ci alquran. mais xoolal yonent kon bi bu ni ma dellu ma ci alquran am na at yoo xam nekkul ci alquran. professeur yonent bi muy dem daf ni bàyyil naa leen fi ñaar. muy alquran ak sama sunna bu ngeen ci jàppee du ngeen réer. mais yonent boobu nee na yonent bi nee na ëllëg ay nit dinañu réer def erreur. ñu ne ko la yonent ban erreur la mu ni dañuy atte day ñëw ñu xool alquran gis ñu ko ñu ne sama fuu déedéet dañuy dellu ci sunna. waaw kon sunna doo ko la alquran nag. ñu jël na ba ñu tudd Abdallah monsieur Biaye ñu ngi lay jaajëfal waxtu bi moo ñu dab naka lan ngay dénkaane parce que fi mooy dénkaane lan nga ñuy dénk. d'accord maa ngi leen di encourager n'est-ce pas di gën a yee Sénégalais yi di gën a waxtaan parce que c'est important ñuy wax toujours comme lii mbirum indice de fécondité yi am yeneen thème pour wane ni ñun Sénégalais yi ñoo koy discuter suñu biir. ren ñu ngi ci ay 2017. débat yi ñu doon wax naan par exemple dafa am une 5e colonne ay occidentaux ñuy xool du ñu def c'est fini. ñun am nañ suñu intelligence boo xam ne. soxlañ benn tubaab wala benn arabe keneen du ñu influencer. dëgg la n'est-ce pas. la lañ soxla rek gis soxla nañ un peu débat xam-xam. n'est-ce pas débat xam-xam. bañ a ragal parce que effectivement dina am yenn domaines yoo xam ne dafa yàgg ay domaines tabou. wala ñenn rek amoon ci droit ci gëstu. n'est-ce pas donc je pense que dañuy encourager rek. débat yi di gën a law maa ngi doon wax la dernière fois seen kii Thérèse surtout thème bi waa agence de la statistique même seen biir démographie ñoom souvent dañuy commenter kii te yàgg nañ def enquête démographique santé dëgg la depuis les années 80 jusqu'à maintenant son ci amee kenn peut-être sax seen directeur moom dina mën a ñëw sax expliquer leen ONG yi waa ASBEF waa USAID n'est-ce pas waa PPJ waa JEP ñooñu tamit souvent c'est important parce que souvent Sénégal dañuy wax ci mbirum santé de la reproduction mais dañuy wax ci mbirum xale yi mbirum jeune te or ñu ngi koy dund n'est-ce pas et baax na ñu leen ci yee ñu leen ci informer n'est-ce pas pour gën a law daal dëgg la ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ sa teew jërëjëf merci waxtu bi moo ñu moom ci xalaatu boppam sénégalais dañu war a jur plus wala dañu war a modérer seen jour non xam nga mënuñu wax sénégalais dañu war a jur plus ou dañu war a modérer parce que ñun dañuy refuser di wax def naan sociologie prédictive c'est-à-dire que mooy nii ngeen war a comporter woo nii ngeen war a def n'est-ce pas je pense que ñun nit ki même ci biir diine yàlla daf ñuy interpeller toujours parce que xam nañ ni nit il est difficile pour mu am souvent benn type de comportement yi sénégalais yi muy jigéen ñi muy couple yi n'est-ce pas soxla nañ maîtriser
seen fécondité par rapport ak différentes menaces yi am par rapport ak différentes menaces mais tey du sais que aujourd'hui soxloolu sax ñu leen di wax discours li ñu naan espacement de naissance am na fii nombre idéal d'enfants mu ngi fii bu njëkk dañu doon wax suñu yaay dañu doon am ay 10-15 enfants mais soo xoolee espérance de vie dafa néewoon espérance de vie dafa évoluer léegi parce que bu njëkk Sénégal yi espérance de vie c'est peut-être moins de 50 ans mais léegi dem na ba plus dañuy gën a am mag yi gën a fii troisième âge yi gën a law loolu yëpp je pense que bëri na ñu koy encourager mais soo leen amee un peu je pense démographie mais gynécologue yi sax dinañ ñëw incha allah dinañ gën a aider pour un peu comprendre thème bi pour gën discuter en tout cas maa ngi encore féliciter yaa Seyda di féliciter sama xarit Mère Thiama ak professeur ak Louise ci émission yow tam ñu ngi lay jaajëfal merci kontaan nañ ci sa teew yal na yàlla fay la merci Mère Thiama waaw di kontaan naa ci émission bi rek di ko jërëjëf parce que mu ne jëppal la dëkk maanaam Liberté 5 laa dëkk waaw léegi nag kontaan nañ ci ñëw bi parce que woote nga ñëw doon di gërëm Ousmane Ndiaye di leen wax ne Ousmane Ndiaye débat bi moom dafa dem jàngi ñëw moom faru li ma ne dama ne chaque jour moom faru nii dafa dem jàngi te damaa jàng li nekk fi ba pare nag doo génn dem dafa toog fi jàng dem jàngi génn à l'université balaa ngay nekk docteur dañu bëgg ñu déglu xam nga ñun fii man damay keneen moom farul dafa dugg avion dem jàngi moom farul dafa jël université xam ko yow di ko teg moo tax mel nañu ko déglu fi muy waxee ñii nag morom ñii bu leen amee ay jëkkër ngeen jur te yàlla rek tax xam na yàlla topp leen ci benn bàkka waaye jur leen te yàlla tax ñu yokk xeetu Seydina moo xam ne ñoom Mère Thiama di ñëw ma di doon nuyu wax kontaan namoon naa ndax sama yaram moo jagadi woon fan yëpp waaye namoon naa ndax jagadi bi ñàkk jur la tamit su ma juróon du ma feebar masa yàlla nga am ay seex Louise bon may remercier téléspectateurs Roulet TV di leen wax ñu reste fidèle ndénkaane moom nii la rek chaque fois di leen jéem a améliorer da jéem a wax ci question yi leen soxal donc semaine bi dinañ wax ci wàllu jur et puis dañ ci accentuer ci yeneen point tous les jours yow bu ñu doon laaj sa xalaat yow bëgg nga jur bi wala ñu bàyyi ba suba suba subaay dàq professeur mazëb looy tàggatoo looy dénkaane xanaa di gërëm ñëpp rek di wax ni nag daal bëgg xale yu góor yi takk soxna non ku mën a takkal yaa maasara shabaab man istataa minkumul baa'ata suba di nga ko firi xanaa xam ne yow ordo baa'ata du ànd ak condition baa'ata dëgg la bu condition ñëwee rek te ma leen di digal dara ne la naanal ndox mi mais nag xool ubbil kubéer gi defal nangam rek mooy nga bañ koo naan saa gën bokk sa déggin la loolu su la jàngale sa déggin la loolu léegi nag kon xam naa ne Mère Thiama léegi nee na tàggoo na pare ubbi na beneen débat dama dimbali ma da nga ñaanal léegi émission bi jeex na Mère Thiama ubbi na beneen débat dama fi nam moom dafa wàcce démb soxna xale la ñaanal ko bu baax a baax muy Alioune Badara Ndour incha allah yàlla ko man Mère Thiama yow yaa may fekk bi si des Zeynab ni ñuy duggee faculté médecine di jàng médecine wàllu bëñ ñi di jàng wàllu nopp di dugg littéraire di ko jàngi faculté science coranique amul fii Sénégal nañ dem jàngi ko ñuy xool texte yi maa farat naa fil kitab yàlla bàyyiwul dara si alxuraan kenn du ko firee noonu ñu koy firee di ko firi taabal ji nekkul ci alxuraan Macky Sall nekkul Sénégal nekkul ci alxuraan te am na man maa ngi ci dama gis ñun ñëpp a ngi ci alxuraan mbokk téléspectateur DTV tey ndenkaane lii la leen indil suba mooy dàq incha allah dañuy wéyal suñu thème jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd bi jaajëfal waa régie ak caméraman yi nu mu tudd sama xarit bi kii Khalifa merci beaucoup ci njeganaay bu mag bi may tegal su ma bëggee reetaan des fois nii laay def léeg-léeg ma tëdd merci beaucoup ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu